sunu mbokku auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ci Sud FM seen rajo 98.5 ñëw ak yéen ci Retro Sport tey bi nag sunu invité mooy président Doudou Diandiéko président des amateurs de lutte. buñ jógee ci loolu tamit dinañu waxtaan ci li nga xam ni mooy arbitre yi nga xam ni dañu grève ci làmb ji wante terewul ci week-end bi làmb yi nga xam ne amoon na ay arbitres yoo xam ni ñoo ko arbitré muy arène nationale muy Bargny muy tamit dans les régions ci lutte simple ak tamit Thiès bi nga xam ne amoon na combat bu mag boo xam ne ñu ngi tuddoon président UNACOIS ci diggante Laye Gothé bu Thiès ak Da Texas kooku tamit dinañ ci dellu si sans compter compétition yi nga xam ne am na fii donc daal El Hadj Malick dëgg la arbitre grève nañu wante compétition bi am na. wax nga ko El Hadj Papa Dieng ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku déglukat yëpp si Sud FM seen rajo 98.5 wax nga ko arbitre yi dañoo grève ba xibaar bi nag samedi ci suba la daanu waaw ñuy wax na ñoom dañuy bëgg ku leen gën a bàyyi xel rawatina lu jëm nag ci liñ leen di fay dafa néew waaye tamit ñu am assurance. joxe nañ sax exemple keroog bi nga xam ne moo amoon ci làmb yi nga xam ne Alaaji Xaadim moo ko tëggoon keroog tey yàqu nee nañ ci toog nee na bu ñu leen ci jamoon tey dañu am ay problème loolu yëpp rek di wax yoo xam ne war nañ ko mën a posé waat ci table ji am na tam doon jox ay tànku jàmm di ci waxtaan ci mel ni ministre bi waaw ku ci mel ni ministre bi Alioune Sarr président du Diandiéko ñëw waxoon nañ mais arbitre daal lañ maa toon ñanga ca ba léegi ba finalement sax le CNG il a fait recours aux arbitres des CRG maanaam CRG bu Kaolack bu Thiès ñoo ñëw finalement supplier ñoom Sitor Ndour ñu donc dafa am scission au niveau des arbitres. waaw du ma wax scission la est-ce que parce que scission lay nuru c'est-à-dire dafa am ñoo xam ne dañu dem grève am ñoo xam ne dañu grève loolu lay nuru loolu lay nuru te tamit bi ñu wax ne Sitor nee na c'est pas la première fois ñu poser problème bu mel nii depuis des années ñu ngi ñaxtu ci seen ay conditions de travail lamb ji fi mu toll war nañ ameel yu ñoom te war nañ gis seen bopp ci làmb fi mu toll rawatina wàllu assurance wàllu garantie yi ni mel loolu yëpp di ay problèmes yoo xam ne tey sax xam naa du ñàkk ñu posé table ci réunion CNG bi nga xam ne am donc xam nga Pape tamit kuy bu njëkk ma nga waxtaan ak keroog sax benn ku xam-xamaa ci làmb bu dem arbitre bénévolat la woon da nga doon bëgg làmb ko def mais léegi nag c'est des spécialistes non du yoon sax léegi c'est des spécialistes professionnalisé voilà INSEP si ngay génnee defi option lutte ci lutte bi nga defi loolu donc y a des risques y a des risques donc dañ leen war a gën a bàyyi xel loolu yëpp nag ñu war ko waxtaanee ñu yaatu parce que lamb ji dafa yaatu dafa yaatu lool moo tax sax keroog médiation yi amoon mu mujjul ànd parce que ñoom comme il tenait le bon bout fi ñu teewoon jàpp nañu foofu moo wóor moo tax ñu bañoon ñu bañoon a cédé ba finalement le CNG a fait recours aux arbitres des CRG bu Kaolack ak bu Fatick ak bu Thiès ñoom moo tax lamb yi amoon Thiès sax ñu mujj ko sifflé mais Dakar moom mu posé beneen problème léegi promoteur bi nga xam dafa tëgg làmbam organiser léppam fay xaalisam lépp arbitre yi nga xam ne dañ bokk CNG bañ na duñ ko def beneen problème ngi noonu donc loolu yëpp nag Pape loo xam ne ci waxu làmb ji rek luñu war a gën a pencoowaat la waxtaanee ko parce que le arbitre moom warul di grève sax mais ñoom ñooy élément central ci la parce que ñoom ñooy atte di koy atte tamit war a gis ci bopp ci li nga xam ne mbir mi dëgg la c'est ak risque yi ñuy jël ñoom seen wàllu bopp li ñuy def ci biir géew bi rek bu fa incident amee mën na egsi ba ci ñoom mais comme li ma lay wax lépp nañ ko waxtaanee rek ñu ngi koy waxtaanee tamit bu ñu seetee tamit ne li ñu leen teg jaadu na parce que tamit arbitre war na am assurance ndax bu ñu dalee sa kaw gaañ la ki lay jël en charge tamit dina doy waar donc loolu yëpp ay revendication la yoo xam ni dafay yàgg am ci maanaam structure nañ toog waxtaan waaw ku nekk déglu sa morom ku nekk wax li nga mën ñu defee ko ak dal ñu jéem a def ko ak dal nag mënoon na sax bañ egsi ci presse bi mënoon nañ ko régler seen biir mais boo dégloo moom foofu laay ñëw boo dégloo lu Sitor Ndour wax nee na yàgg nañ ko wax en réunion moom dafay nekk réunion de bureau te dafay jël parole mais souvent dafay maanaam teg problème bi ci table ji mais à chaque fois dañ naan nañ si dellu si wala nous sommes des bénévoles et tout ça mais daal élément yu mel noonu ñuy ay arbitre yu mag defe naa ni bu amee problème war nañu mën a toog trouver solution pour mën a ku ci nekk cër bi nga am ñu jox la ko pour ñu mën a continuer. xam nga bu ma sax xam nga accès presse bu fay demee rek parce que c'est une information bu ñu fuité à dessein. ñoom ñoo ko def pour lu ñu yëg ko. xam nga tamit comme ni nga wax léegi yàgg di jàmbat kenn tontu la da nga wuti ay pexe. je pense que moo tax mu accès presse boobu sax ay pexe la li ñuy def rek Pape moom mooy déglu Sitor Ndour moom moo jiite arbitre yi. seq na ko kii di Babacar Samb. waaw suñu grève bi nag point yu bëri la mais yi ci gën a essentiel rek mooy la sécurité des arbitres maanaam arbitre yi amuñu assurance. combat yi ak risques yi ci am yëpp assurance amu ci. beneen bi mooy arbitre li ñuy jot seen indemnité yi ñuy jot dafa tuuti
te dans les régions 70% yi ñu war a jot sax dañ ko respecté wul dans certaines régions je veux dire daa am régions yoo xam ne respecté wuñu li ñu war a jox arbitre yi maanaam régions yi ñu ngi jot loo xam ne du yoon parce que li texte yi bind te ñu envoyé ko régions yëpp dafa am ñoo xam ne dañ koy respecté am ñoo xam ne respecté wuñ ko ak yeneen points yu bëri mais pour le moment yooyu mooy les points phares loolu la woon daal. waaw waxtaan nañ ci lu bëri parce que rencontré nañ CNG ay yoon wax nañ ci points yu bëri mais ba léegi amuñ ci satisfaction après waxoon annoncé woon nañ leen sax ne dinañ dem en mouvement bu dee vraiment ci ñoom seen position boobu lañ toll léegi loolu moo am nag moo tax ñun tam ñu dem en mouvement. dégg nga Pape li nga xam wax na ko moom la si toor wax li ñu wax donc yàgg nañ agité problème bi. yàgg nañ ko agité. di ko waxtaanee mais gisuñ ci woon seen bopp. donc lii moom mooy pratiquement ultime étape bi leen dese woon ñu def ko. moo tax ñu fiñ nekkoon ñu téye ko ba léegi dafa wax leen tam loo xam ne lu jar jàpp la leen sax bu dee Dakar sax bu fekkee dañ leen fes mais région itam am na ñoo xam ne àgguñ ci loolu. par exemple bu fekkee am na ay graduation yenn diplôme pour dem extérieur yooyu noonu yaay jël sa bopp en charge. te pourtant loolu CNG bi la waroon donc mooy li ñu wax léegi rek lu ñu war a waxtaanee la laaj bi est-ce que lii yàgg na am ci làmb arbitre di gréew wala c'est la première fois. man de mosuma ko dégg. xam nga bu yàgg ba arbitre yi dina leen daan choisir noonu rek. maanaam di leen former peut-être ñuy arbitrer arbitrage yu mag yi mais c'était pas forcément des arbitres yoo xam ne ils sont préparés. maa ngi fàttaliku bëre Mbaye Guèye ak Robert Alsane Sarr ko arbitré woon. benn notable la bu nekkoon sànq ba mu arbitré combat bi ndax xaritu moom Bassirou Diagne ñoo doon ànd di tëgg làmb ji mooy Bassirou nekkee maanaam promoteur grand serigne. mais arbitre yi grève nañ daal ci làmb bu amee fàtte naa ko. mun naa am du ñàkk. mais sama xel daal fàttalikuwul ne arbitre yi dem nañu grève. cette fois-ci nag comme que dem nañu grève c'est la première fois daal ma gis ko. c'est la première fois ma gis ko. donc daal lii guléet la te war nañ ci saafara loolu indiwaat li nga xam ne rek mooy li ñuy wax ci làmb di ko war a pencoo. parce que li ñuy wax làmb dafa nekk crise gis nga li xew ci écurie yi gis nga li xew ci école de lutte yi licencié ni mu toll loolu yëpp lu ñu war a mën a waxtaanee la ci làmb ji. parce que tamit làmb waxtaan la. saa yu mbooloo nekkee ci dara di ci liggéey. dañu war di waxtaan ak nu mu mënti demee rek. ku ci nekk ñu seet cër bi nga am ñu jox la ko ndax loolu mooy tax ànd bi yàgg. mais comme li Sitor wax li yàgg nañ ko revendiquer trouver une solution mais je crois que bu fekkee wax nañu loo xam ne raisonnable na teg ko ci table ji obligatoirement CNG def ci adhérer. puisque protection la. assurance. yooyu yëpp dafa doon ay éléments yoo xam ne effectivement mën nga joxe verdict sax mbir dóor la. on sait jamais bien sûr ci réaction. ci verdict boo xam ni peut-être partagé wu ko. ak sa sécurité en danger. en danger parce que. voilà yi ngay arbitré nga arbitré ba pare di dox di ñibbi. waaw parce que mu am ñoo xam ni maanaam. verdict bi nga joxe neexul leen. mën nañ dal sa kaw wala ñu gaañ la wala ñu topp la loolu yëpp c'est à prévoir. donc je crois que ñu am assurance. jaadu na ndax tamit risque la ñuy jël et puis fi ñu nekk dafa bari risque. ci biir géew bi ñu ngi ak mbër yi ñu ngi ak accompagnateurs yi ñu ngi ak supporters yi te loolu yëpp xam nga verdict daf ciy jouer. xam ne verdict yoo xam ne boo ko joxee ñëpp duñ ci ànd. à telle enseigne que loolu buñ ko waxee. yàgg koo wax je crois que war nañ leen déglu c'est la moindre des choses. xam nga tamit maa ngi waxtaan benn arbitre sax boo xam ne bàyyi na léegi. et nee na après au delà de ça sax li ngay wax ni affaire sécurité sax gis nañ tamit ci seen wàllu sanction yi leen def par exemple léeg-léeg arbitre juum. ñu génne la ci làmb ji sanctionné la. ñu sanctionné la léeg-léeg nga yàq benn combat ñu sanctionné donc ñoom tamit comme arbitre de football yi rek Alioune Sarr wax na ko fii bi ñu ko invité benn jour nii souvent. ci mauvaise prestation bi nga def mën nga ci am sanction boo xam day am parce que sanction liggéey ñoo ànd. nga juum ñu dal sa kaw. donc loolu yëpp di ay yoo xam ne comme day dal seen kaw ñoom tamit ils ont le droit de revendiquer mais tamit revendication parce que man bañ jotee kenn di waxtaan nee na ma grève bi c'était le point ultime mu fii lañ mënoon fii mooy nga xam ne. dem nañ ba sës. pour presse bi nga wax ni mu ne ma parce que on était obligé de fuiter ko ci presse parce que dañoo demoon a dem benn instant boo xam ne duñu amuñu solution te comme bu agsi ci presse bi dañ ci bàyyi xel moo tax négociation yi amoon négociation yàggoon na trop samedi pour wax la ñu dellusiwaat ci combat mais ñoom tamit xam nga rek buñ bëggee bañ dañ maa yabal xaaral dem gisi gars yeeg retourner à la base langage diplomatique yooyu souvent moom mooy indi ay yenn problème yi mais je pense que lépp war nañ ko mën a waxtaanee teg ko ci table waxtaanee ko ba arbitre yi gis seen bopp ci laan parce que tamit Pape mënoo concevoir lamb joo xam dañuy tëgg di la fay ay millions mbër yi te ki nga xam ne waaw am nga am ay 150 000 yëpp lu ngay wax rek lu ñuy discuter la parce que ñoom je pense que ngeen di fay ci li ñuy jël ci organisation beeg te organisation bi ñoom rek la ay am na arbitre yi am na superviseurs yi am na ñëpp am na lamb ji dafa bëri lu ci nekk lu ci wër te boo xoolee principal ñi ci gën a gis seen bopp mooy mbër mi
mooy mbër mi ci gën a gis boppam. CNG ils sont dans le bénévolat. arbitre yi li ngay wax nii dafa tuuti. gis nga ñoom ñoo ko bàyyi ñu yor microcentral suñ seen bopp donc mbër mi daal. ak ñi nga xam ne du ma wax sax am nañ fu la mais il pose des problèmes. par exemple Babou Ngom da nga koy aw mën a fay ma temps ba tëggal la. boo ko defal du ma ñëw. bien sûr du ma ñëw. bien sûr ñi nga xam ñoom ñooy woy tamit gis nga buñ chaque fois ñu làmb ji ñu ne fay ñoog dañuy kii moo tax ils sont obligés di woyaan ci di woyaan. donc loolu yëpp ay problèmes yoo xam Pape au delà des arbitres dañ ko war a waxtaanee ci làmb ji. dañ ko war a waxtaanee parce que pencu waxtaan la te boo xoolee mbër mi waxtaan bi moo gën sanction yi moo gën sanction yi te waxtaan te boo xaalis bi bëri mbër mi moo ci gën a gis boppam mbër mi ci gën a gis boppam te du mbër mi rek kay bëri am na mbër mi par exemple police c'est l'organisation qui les prend en charge mais li ñuy jël ci teq ci ay organisation frais d'organisation yi ci la ñuy fay yenn yi fay ci arbitre yi fay ci commissaires yi fay ci superviseurs yi fay ci ñooñu ñëpp ñi ngi taxal géew dafay bëri woykat yi moom c'est le promoteur qui doit les prendre en charge gis nga leen tëggkat yi nag tëggkat yi Babou Ngom daal laa gis ku ci fay ma ñëw tëgg ndax fay ma ñëw tëgg lay wax bokk la batterie dafa am talent bokk la batterie mbëri donc loolu yëpp ci parce que boo xoolee yëpp mbër mi miy sëgg lépp ci gis boppam kenn du ko ci gis boppam moom lañ ko defaral lépp waaw moom defaral lépp moom koy à part li ñu leen di tagg ñoom ce sont les plus avantagés waaw mais tamit ce sont les plus ñoom ñooy sëgg non bien sûr ñoom ñooy sëgg c'est les plus exposés donc du problème yoo xam war nañ ko mën a waxtaanee dëgg la am yoo xam ne lépp dañ koy waxtaanee assise parce que tamit président Alioune Sarr tamit mu ngi def ay effort di ubbi di def ay mais effort yi xam nga du doy waaw du doy xam nga njiit moom même njiitu réew mi xam nga li muy liggéey yëpp ak li muy daj yëpp dañ ko naan liggéey bi des na ndax njiit moom boo ko defee bu problème amee rek sa kaw la ñuy dal moo tax ma la njiit dafa metti trop sax ndax lépp dañ naan ci yow la yow situation bi bu amee yow la ndax ñi nga xam ne dañu nekk ak yow yaa leen di diggal nit ñi noonu lañ koy gisee donc mooy li nga wax rek loo xam ne daal dafa yaatu te ñëpp bokk ko dañu war toog di ko waxtaanee lu ci amit ñu seet li jaadu ñu def ko puisque mënoo jiite ay nit ba pare ci li nga xam ni baaxul ci ñoom ak jaaduwul ci ñoom nga leen koy teg loolu tamit defe naa ni kenn du ko def ou bien boo ko defee tamit xam nga ni li nga def du yoon ndax tamit comme li nga wax mbir mi waxtaan la dañuy waxtaan ba juboo te waxtaan tamit kii wax ak yow da nga koy déglu tout à fait ndax boo ko dégluwul tamit waxtaan bi du sotti li mu la wax tamit da nga ciy bàyyi xel seet ban solution nga ci nga yaakaar ni mën nañ koo def nga waxtaan ci ak moom ñu jéem a trouver ay solution moo am échange mais boo leen mépriser rek wala nga bañ leen a déglu rek mën na indi réaction même bu fekkee réaction bi sax ñëpp duñ ci ànd réaction la te réaction toujours duñu xam fond bi ndax duñu am élément yëpp te comme li ma la wax làmb dafa doon milieu boo xam ni ñu ko séq dafa bari ñu ko séq li tax mu bari mooy ñi nga tudd ñëpp ñu ngi ci amateurs yaa ngi ci promoteurs yaa ngi ci CNG baa ngi ci te CNG bi li mu am tamit dafa yaatu arbitre ak yooyu ñuy wax ñëpp superviseur contrôleur yëpp ci CNG lañ bokk donc c'est un peu large mais ci biir li muy yaatu yëpp tamit bu benn mbooloo rek seet li nga xam ni moo ko arrangé mu bañ a seet la arrangé ña ca des ndax tamit ba tey mbir la moo xam ne rek dañ ko dénkaane kenn joxewu ko kenn jëndu ko kenn jaayu ko dañ ko dénkaane nag bu amee waxtaana ci topp mbir mi sama loxo lañ ko teg mag du jaañu ko séq ak El Hadji Malick léegi dinaa laaj du jaañ lan moo ci xalaatam ak naka la ci gisee boppam laaj ko El Hadji Malick seet man tamit ci liñ ma dénk ndax maa ngi seet li gën ci ànd bi pour mu mën a yàgg kenn du am lu ko naqari mu def loolu. mais président yow ñu ngi lay nuyu yaa ngi woon ci def médiation bi ci jot nga dem ci waxtaan ak arbitre yi ci maanaam pour dox tànku jàmm dama bu ñu nuyoo ba pare dal la ba pare lan nga jàpp ne moo tax arbitre yi bañ ñaan nga xam ne ñaan nañ ko pour siffler làmb ji. waaw Asma maa ngi lay nuyu di nuyu El Hadj Papa Dieng di nuyu waa Sud gépp di nuyu képp kuy déglu Sud FM. di nuyu directeur. di nuyu techniciens yi di nuyu ñëpp. di nuyu mbokk amateurs yi. di ñaanal ñi feebar yàlla yëkkati leen. amiin amiin ñi si hôpital yeeg kër yeeg yëpp. ñu nekk si prison yi aussi suñu borom dimbali leen ba ñu jóge. yàlla ñu yàlla defal jàmm defal ko réew mi feebar bi fi am it ñu ngi ñaan yàlla ñu si yàlla musal. musal si réew mi yëpp. si barke Seydina Muhammad xam nga li ngeen wax nii Sitor Ndour. mooy président des arbitres. membre CNG la. donc ñun bi ñu ñëwee réunion comité directeur CNG. si le président Alioune Sarr ne. am na lu fi xew. nañ ko waxtaanee du woon ordre du jour mais lu xew la. il faut ñu waxtaan si. Alioune Sarr moo wax loolu. moo wax loolu. diggante arbitre yi
ak ñun ñu déglu président des arbitres seen problème yëpp affaire assurance la ak gis seen bopp ci làmb ji ak gis seen bopp ci làmb ji CNG wax na leen ne am na ay combat yoo xam ne combat yi lu mu gën a cher frais organisation yi si la seen xaalis ñoom di gën a bëri arbitre yi dina seen xaalis di gën a bëri waaw dina bëri beneen bi ñu waxtaan si affaire assurance mu ne ko waxoon naa njàmme pour mu dox loolu ñu nekk fi di warante léeg-léeg mu ne wax naa njàmme lu njàmme Alioune Sarr ne ko boo waxee njàmme sottiwul nga wooma man Alioune Sarr moo wax loolu waaw mais wooma man xaw ma ndax sotti na wala sottiwul mais boo amee lien yi ak ñàmme li ngeen bëgg mënta ne man nga wooma ma arbitré ma xool ni mi Alioune Sarr moo wax loolu moo ko wax nit ku nekk ak sa bàmmeel ci biir loolu bu mu waxee ba pare daal ne ñoom dañoo taxaw di wax ba sonn kiiwuñu léegi nag dañuy grève man maa njëkk jël kàddu ma ne ko waaw même booy grève da nga war a bind 1 mois préavis wax ne kat suñu aaju yi boo leen ñu ko fajalul ñun dañuy dem grève parce que bi loolu amee il faut ay responsable am Alioune Sarr wax leen ne man it boo leen jëlee décision bi man tamit am na leneen lu may jël leneen li mooy ut nañu ay arbitre teg parce que tamit promoteur bi du jël xaalisam defar ay billets fay lépp arbitre yi ñëw ba jour boobu ne duñu arbitrer làmb ji tas amateur yi ñibbi dara bu promoteur mooy perte moom mi joxe xaalisam CNG ut ay arbitre yoo xam ne ni tey war nañu mën a arbitrer man ma wax ak ñoom ci rajo biñ leen wooyee man maa nga fa toog ma ne leen ceeb leen seet ngeen arrangé ba si ba altine ak talaata ngeen doo ko wax mais Doudou Diagne mais xam nga comme samedi dimanche lamb bi am ñoom c'était pour marquer le coup pour li ñuy def am gën a am impact moo tax ñu tànn samedi dimanche waaw léegi defal nag léegi nag tey am na ménager yu ma ne ak ay mbër ñoom de bëri nañu ba mu jeex kenn daggu leen ñaan dërëm ça veut dire que léegi mu mel ni ñi arbitré démb ak samedi ak dimanche gars yi ñu commencé ne ñoom ñooñu ñoo leen gënal ñi fi nekkoon wax ñooñu benn comme dafa nang rek moo tax nag day xaw a compliqué man fi ma yemoon mooy ajjuma pour ñu ñëw organiser arbitrer samedi ak dimanche ñu sauver samedi ak dimanche nga bëggoon waaw après samedi man nag ñaan naa defuñu ko man fa laa yem ba léegi nii dégguma leen dégguñu ma parce que aussi la ma leen ñaanoon pour ñu dimbali ñu samedi ak dimanche ñu def ko defuñu ko man woowuma leen woowuma xaw ma nekk ñu ngi si ay négociation xaw ma nekk ñu si ay négociation mais Doudou waaw yow naka nga def bu bokk ci waxtaan bi waa CNG ñëw la woo déedéet man dama bokk comité directeur CNG ok loolu moom fa yóbbu donc réunion bi parce que man samedi matin bii suñu làmb génnee mbir mi information bu muy jàll sama portable noppal ko fu nekk nit mu ngi may woo ñun dañoo bëgg a dem làmb jël def nañ ni arbitre ma ne leen xamaguma si dara maa ngi dem bu ma demee lu ma si xam noonu ko wax naa la mais léegi yow Doudou noo gisee revendication arbitre yi par rapport ak li nga xam ne ñaan ngeen leen ko te mayuñu leen ko li ñuy revendiquer il parle d'assurance il parle de li ñu leen di jox dafa néew yow loolu ban vision nga ci am waaw man vision bi ma si am mooy ku nekk bëgg nga lu la assuré man mi bëgg naa lu ma assuré ñun bureau amateur Moussa Thiam day dem contrôler seet ndax promoteur bi indi na fa assurance wala indiwul assurance bu indiwul assurance mu wax ba assurance ñëw kon ñun assurance daf ñu intéressé assurance ñëpp la intéressé Alaaji Papa Dieng képp fépp fu mbooloo di dem war na am assurance ñoom ñi nekk ak mbër yi war nañu am assurance loolu kay kenn weddiwu ko ñoom li ñuy kaas wàllu assurance bi ñëpp xam nañ ne nit ku ne dañ la war a assurer loolu ñun wax nañ Alioune Sarr aussi li mu wax mooy ñu ngi négocier ak assurance yi parce que tey làmb mën nañ ne ñeenti weer si des wala déet boo assuré ba année bi jeex pour nga renouveler war assurance day compliqué gis nga gis nga élément boobu c'est important day compliqué léegi li ngay mën mooy bàyyi ba saison bi jeex nga commencé
jël assurance bi boole si arbitre yi boole si ñeneen loo si war a boole. kon léegi pour le moment. mënuñu assurer arbitre yi li des ci saison bi. ah ça dépend mais fekkee tey da nga ne assurance tey ñun ñëpp. la ñuy assurer suñu oto. dégg naa li nga wax yow. tu me parles d'assurance 2 ans. waaw mën nga jël 1 an mais Doudou. waaw tu me parles d'assurance 2 ans. léegi dama la laaj ñu la ndax ñoom 4 mois yi des mënuñu ci am assurance. ah dégguma ko fa de ñoom daal dañ leen dañuy négocier ak seen i assurance. pour ñu jéem a assurer loolu. nañ leen may ñu ñëw régler loolu. Sitor aussi. reconnaître na ñoom. def nañ erreur. ah bon si biir mbooloo ma. ci naka. ndax waroon nañu bind yëgle xam nga tey alaaj Papa Dieng boo ne man wax dëgg yàlla juum nañu. waroon nañu bind. wax ne kat tel bés wala ak tel bés boo ñu defal lu ñu bëgg dañuy grève. préavis bi ngay wax. waaw préavis bi nga wax ko. nga ne reconnaître nga ne da ngeen juum. kon nag nga mën a may. ñaari bés yooyu. ngeen liggéey ko. après li des nga def ko. loolu mais man li ma ci xaw a li ma ci xaw a jaaxal yaa ngi wax loolu waxtaan ñoom du c'est pas la première fois ñu poser problème bi wax nga léegi tamit loo xam ne Alioune Sarr wax na ko fii toog bu fekkee frais d'organisation yi muy gën di yokk arbitre yi gën a gis seen bopp ci làmb ji. donc du rek à part gala yi nga xam ne 10 000 francs la arbitre bi mën na am 100 francs 200 300 ñu baal ma ci chiffre bu ndaw bi ma joxe. mën na yokk ci combat bi ni mu toll ak ni frais d'organisation yi toll loolu tam du dafa baax ñu préciser ko. alors est-ce que Alioune Sarr. donc je veux dire que mën nañ gagner fi 10 000 francs gagner fële 100 000 francs. mais combat Modou Lo kii il paraît am nañ 500 et quelques mille. voilà mooy combat yi mag parce que am na yoo xam ne 10 000 francs c'est déjà. 10 000 francs yi c'est les combats. mooy gala yi mooy gala yi mais combat yi mag merci beaucoup. mooy combat. waaw bu dee yenn combat yi mën nañ am lu ëpp 500000. ci ñaata arbitre yi ci juróomi. ci juróomi ci ña fa nekk juge ak yooyu yëpp. mën nañ ko am donc ñu séddoo. donc le montant varie selon. selon le combat. voilà day évoluer selon le combat wax na ko léegi parce que man xaw ma woon somme exactement sax. que su fekkee ne lamb ju mag la. mën nañ dem ba am somme boo xam ne donc du loo xam ne dañ ko tënk ci lii. déedéet mais dañ ko tënk ci lii mais du tamit lu nga wax yëpp dégg nañ ko mais du benn yoon lañ ko soog a jooy. yàgg nañ koo jooy yàggati ko jooy amul solution ñoom dañoo dem ba sës moo tax ñu génn ko. xam nga nag man leen naa la gis nga làmb ci. du jaañ des fois muy jooy dara. ñoom dañuy fekk si du jaañ mi amateur li ñuy jooy. ku nekk da ngay défendre say intérêt. mel na man du jaañ soit nit day ñëw jooy ma dara si làmb ñun amateurs yi ñooy jóg pour régler la ñaan pour ñu régler la sa problème. il faut loolu aussi ñi nekk si làmb ji xam ne intérêt personnel dañ ko war a bàyyi. koo fi gis mu am cas da nga war a ñëw ànd ak moom njëkk ak teraanga dimbali ko cas am réglé. pour yërëm suba boo amee cas nit ñi topp la dimbali la sa cas réglé. dafa door ko daal est-ce yaa ngi dégg ñu booloo def ko mais loolu mooy yoon léegi nii dégg nga ne nit ki dénkuñu la rek yaa moom wala lu la neex def. te léegi déglu ma nag CNG changé na de. CNG bi fi nekkoon. ak léegi di buur yu bëm yi. lëndëm mu mel ni nekk kenn gisul dara léegi loolu amatu fi. léegi CNG respecté nañ texte yi. réunion bu amee dañuy ubbeeku wax xaalis bi ñaata lañ fi def organisation lii lañ fi def équipe nationale tukki na lii lañ fi def am nañu nangam ñun loolu amuñu ko woon nañ wax dëgg. 94 mais am na léegi amuñu ko léegi am na comité directeur dañuy réunion CNG day def bilan day def assemblée générale d'information. mais yooyu lañ doon xaar si ñoom. bu njëkk néeg la rek bu lëndëm. xamoo lu xew. mais gis nañ ne tamit ci làmb ji mu ngi ko wax léegi au-delà des arbitres. arbitre am na ñoo xam ne bu rek gis seen bopp ci làmb ji. woykat yi ñi ak ñoom ñi nga xam ne microcentral yi du ñu gis seen bopp ci làmb ji bu souvent moo tax woykat yi buy làmb ji amee nii ñuy dem di woyaan naan papa Dieng ñëw na Dieng Saala ñëw na ak doomu diw ak diw li ñu war a def duñu gis seen bopp ci làmb ji li muy bëri xaalis yëpp mbër mi sëgg moo ci gën a gis boppam loolu tamit war nañ ko mën a waxtaanee bu ko nekk papa Dieng Alaaji Malick làmb ñëpp siy gis seen bopp waaw mais dafa nànk mais tër yi yemul loolu mooy communicateur bi dañ koy fay microcentral am. waaye li ngeen fay dafa tuuti. waaw dafa nànk rek même buñ ne microcentral dafa am barème. CNG si boppam sax moo war a joxe microcentral. noo ko war a joxe. waaw mais CNG bàyyi na leen nag promoteur yi léeg-léeg nga gis promoteur bu la jox lu ëpp 100000 léeg-léeg mu jox la 50000 léeg-léeg mu jox ça dépend rek si yow li nga bëgg te tey di nga yor microcentral promoteur jox la 50000 ngay ñibbi am 100000 si làmb ji wala 150000. nga xam naa day fekk nga bàyyi micro bi yëg ci tribune bi. déet mais loolu kay ñëpp xam nañ ko des fois aussi. am na si amateur yoo xam ne da ngay ñibbi seen kër wala nga seen kër suba nga ñëw fa moom teral la yaa ngi am lu nekk si làmb nañu wax dëgg kii tëgg sabar waa kër Pape Seck dañ leen di fay. ñuy tëgg
donc ku si nekk am nga gis nga sa lamb buñ la loo tëggee tamit boo gisee géer gu la may nga wax way ko wala nga tagg ko mu may la xaalis aussi muy sa bénéfice. mais loolu bokk ay taggaate ci bokkatu ci lamb ji. lamb nag ak taggaate ànd lamb course fas ku bañ ñu tagg la bu fa dem. yaa ngi dégg. lamb course fas yaa ngi dégg. yëfu cosaanu réew mi la cosaanu Sénégal la dañ lay way looloo fi am way nga teral nit ki amoo it nga xam ne amu mais tamit mais loolu la ñuy dund ñun amuñu leneen suñu réew loolu la xam dañu wax dëgg amul leneen. mais du kon fi mu nekk nag li ñuy def mooy dugg ci football bi dinañ dellusiwaat ci waxtaanu làmb ji parce que démb dem nañu Thiès ci làmb ju mag. dëgg la làmb ju neex ñu tudd woon UNACOIS Idi Thiam te Laye Gothé doon fa bëri ak daa Texas te Laye Gothé daan ko mu doon làmb joo xam ne làmb ju mag a mag la làmb boo xam ne dara manqué wu fa démb. ñenn ñoo arbitré làmb ji waa CRG bu Thiès. waaw ñoom ñoo ko arbitré. mais président bi ma nga foon. nee na ñoom amuñu cas boobu. président CRG bi mi ngi. ma nga woon sa réunion ba samedi. donc du arbitre yi donc dañoo xaajaloo ils sont alors dispersés. non man daal xam nga la laa xam. làmb yëpp macha allah sotti na. arbitre def nañ li ñu war a def. am na promoteur yeeg mbër yu ne macha allah neex na parce que kenn dagguñu ñaar dërëm. c'est rare ça. donc loo xam ne ñoom ñëpp nangu nañu loolu. mais est-ce que yaakaaru ñoom sax dinañ wéet ci seen xeex dinañ ci wéet. kan ñoom ak lii am. non c'est que xam nga gis nga Mali. nit. ñun ñu ngi nii. ñaata yoon lañ taxaw si rajo yi. CNG ne respecté texte yi. dafa tax ñu xeex wala ñu xulu. wala ñu ne duñ dem làmb ja. mais loo gis wala billet yi cher. wala billet yi cher dañu dem benn jour. waaw fii billet yi cher trop. waaw ñu ngi taxaw wax waaw bu mu tudd promoteur bi ne du ma ko waaj nii lay tëddee. waaw ma ne ko boo tëddeewul ñun duñ dem. parce que dafa am loo xam ne jarul nga taxaw fii. du ma ko def du ma ko def parce que ñun ak ñoom benn lañu. waruñu seet si biir CNG dañu war a seet njabootu làmb ak fi làmb toll tey. làmb soxlawul ay coow. làmb lu mu soxla tey ànd booloo. voilà dundalaat làmb. mbër yu mag yi mën a bëri xaalis bi ñëw sponsor yi ñëw. loolu la làmb soxla. mais lii dafay freiner. mais non lii daf koy yàq. day yàq ñun loolu soxla ñu ko. xam nga Pape yaa ngi wax léegi làmb ji am Thiès démb. est-ce que li am Thiès démb am na fësalul ne problème bi Dakar lay am. dëgg la laajal duudu làmb ji am Thiès kay démb làmb. mais xale yi dañoo bëre ba naaw làmb ju neex. macha allah gis nga région yi nañuy bàyyi xel ci ñoom parce que xale yi fa nekk dañu mën a bëre. waaw ay combat yu neex a neex ak spectacle ak lépp loo xam ne day am ci làmb rek démb am na ci làmbu Thiès ji nag. làmbu Thiès ji nag dafa doon làmb ju mag ndax tamit ki ñu ko tuddee moo tax Idi Thiam lañ ko tuddee président national bi. boo demee arène nationale. Dieye production lañ tuddee wala Bargny tëgg nañu. Bargny tëgg nañu fa. léegi agement li ñuy def mooy jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo organisé woon làmb ji maanaam ci ñu organisation bi lañ bokk Mamadou Dieng bu secrétaire général bu UNACOIS jàppoo moom la ñuy jokkal mu wax ñu ci làmb ji puisque làmb démb ji daal ku ko seetaan ci télévision bi ak ku fa dem am nga mbégte asalaamaaleykum Mamadou. waaleykum salaam wa rahmatulah. Mamadou dañu bëggoon ñëw ci làmb démb ji puisque dañu remarqué ne organisation bi baax na nit ñi nga xam ni ñoo war a ñëw ci làmb ji mobilisation bi tamit baax na xale yu ko organisé baax na ñu mel ni ñoom ay professionnels lañ te jeunes yu UNACOIS yu Thiès ñoo ko organisé yow mi nga xam ni yaay secrétaire général yu UNACOIS da nga nekkoon ci làmb ji démb bokk ci organisation bi ban lecture ngay def maanaam ci làmb Thiès ji nga xam ni démb moom lañ leen tuddee woon. jërëjëf El Hadji Papa Dieng ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu également Doudou Diagne Diecko di nuyu aussi faral di bokkal émission bi El Hadji di wax rek ni comme ni nga ko waxee làmb démb ji dafa nuru ak ki nga ko tuddee El Hadji Idi Thiam nekk président UNACOIS jàppoo démb képp ku ñëw Thiès gis nga gis nga mobilisation gis nga aussi organisation bi loolu nag bu amee dafa am ñu ci jàpp ñoo xam ne ni muy comité de pilotage dañu mën ci cité waa Thiès tudd ci Ismaël Sarr tudd ci également Serigne Sallou ak Badou Mbaye waaye yéen ñooñu toog aussi ci studio bi ñëpp xam nañ ni am ngeen ci taxawaay bu am solo bu ngeen ci def ndax def ngeen ci travail d'encadrement ak conseil moo xam Doudou Diagne Diecko la moo xam yow moomu di El Hadji Papa Dieng moo tax résultat yi ñu ci am ak satisfaction bi jàpp dañ koy partagé ak yéen ndax démb ku ñëwoon rek sa xol sedd na sécurité bi am na organisation bi tege na ci yoon mais am na spectacle également dëgg la parce que bu ñu waxee aussi combat wax sport dañu bëgg amateurs yi bu ñu ñëwee mën a seetaan spectacle
te vraiment démb li fa xew ku ñëwoon sa xol sedd na. dëgg la mais dañuy remarqué tamit benn affaire bu am puisque xam nga UNACOIS mbirum xëccoo la. te ñu gis démb Idi Thiam bi nga xam ni moo yore UNACOIS jàpp ànd ak ki nga xam ni mooy. Balaye ki nekk Ndar. Amath Fall Braya. Amath Fall Braya. mais bi loolu amee ki nga xam ni moom la ñu santoon maanaam jubale boobu muy Ablaye Diop Makhtar. grand Serigne daf ma envoyé message man ci bés bi. ni ma lii am dama ci mbég trop puisque dama bokkoon ci ñu doon liggéey pour ñu retrouvante yéen retrouvaille bi am te ñëpp kontaan ci loolu naka la demee. waaw retrouvaille bi sax xëy na comme ni nga ko waxee kilifa yu bari dox nañ ci. waaye yàlla dafa dogal ni Amath Fall wax dëgg yàlla ak monsieur Idi Thiam ay frère lañ. xëy na amoon na dox ci diggante bi. waaye mujj nañ quand même retrouvé wu. ku nekk xam nga ni ñoom bu ñu waxee dañuy fêter les 30 ans de l'UNACOIS ñoom ñoo tax ñuy wax. xëy na ñun ay ndaw lañ sax xëy na mën nañ bañ a fekkee création ba. waaye ñoom ñi nga xamante ni ñoo sentiroon ni kat jaadu na ñu am outil boo xamante ni opérateur économique yi commerçant yi ak homme d'affaires dañ koy am ñu créé UNACOIS jàppoo. ñu dox ba ci biir yëg ni am nañ ay ñàkk déggoo. ay na problème am ñu dem tey jii ba Amath Fall Braya tey gis ngeen ni mu ñëwee. ànd ak son frère mi Idrissa Thiam. vraiment yëpp rafetlu nañ ko. waaye nag yàgg na. mbir bi yàlla defee retrouvaille bi am yàgg na. waaye tey dañ ko gën a fiddili rek wane ni UNACOIS ñi ko créé woon ba léegi yëpp benn lañ. bu ñu waxee UNACOIS national bi Moustapha Diop jiite woon. Dame Ndiaye jiite ko. Moustapha Sakho jiite ko. xam nañ ni Idi Thiam mi nekk actuellement ci bopp yore UNACOIS jàppoo. moom mooy symboliser unité boobu. ndax bañ waxee ni dañuy dissoudre UNACOIS jàppoo. UNACOIS association ak UNACOIS def. ñëpp benn personne bu consensuelle la seen xeli jàpp mooy Idi Thiam. bañ ko tegee ci bopp UNACOIS ba léegi. ñu ngi am taxawin bu am solo. nekk un homme consensuel. di jàppale nit ñi vraiment di jàppale secteur bi nga xamante ni moom la jiite muy commerce ak opérateur. moo tax yéen seen gis ngeen ko démb. que képp ku nekk ci wàllu secteur privé ñëw nga. gis ngeen Amath Fall nam ràññeeku ak nam engagement yi mu jël plateau ba. wane ci frère am la te li ñuy xeex ñoo ko bokk. loolu nag je pense que ay actes yu fort la yoo xamante ni ci làmb ji vraiment lañ ko amee occasion pour wane ko ko. président Doudou Diagne dégg nga li nga xam ne moom la mu mudd wax te yow. loolu yàgg bokkoon ci ñi koy dox démb bi ma Abdoulaye Diop Matar di envoyé message bi di moom la ñu santoon loolu kon bu gisee loolu am na ci mbégte yow bi nga xam ne acteur nga ci làmb ji doon acteur sur le plan économique ban gis-gis nga ci am. waaw loolu mu wax Serigne Dakar Abdoulaye Diop Matar loolu mu wax dëgg la parce que man ni defe naa ne maa ko joxoon numéro Idi Thiam. pour mu war ko woo. parce que ñun Idi suñu xarit la. Amath Fall Braya sama xarit la. waaye nit ku nekk nag yàlla day def nga am féete. ak nga gën a jege. ñun Idi Thiam nañu àndal. moo tax démb bi ma gisee ñoom ñaar ñu ànd. bokk ndey bokk bàyyi loolu day yokk UNACOIS. comme ni ñu ko waxee UNACOIS lu rëy la woon ñu formé ko fii si rival mi. ñoom Dame Ndiaye ñu si bari. génn nañ àdduna yàlla na yàlla yërëm. ku si nekk xeex nga tey pour opérateur économique am place si réew mi. te tey am nañ place si réew mi. parce que chef d'état buy tukki. dina la yóbbu pour ngeen waxtaan affaire. yeneen dëkk yi. te loolu la ñuy doyee opérateur économique. kon tey UNACOIS ñun nag dama leen di gërëm yéen di leen sant parce que man boo leen ma décoré mooy décoré ngeen amateur yëpp. dëgg la kon amateur yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. di gërëm UNACOIS. di leen gën a félicité. di gën a félicité Amath Fall Braya. si fullam ak faydam googu mu bàyyi lépp ànd ak Idi Thiam. pour ñu liggéeyal commerçant yi liggéeyal réew mi. yal na leen si yàlla may ndam. mooy ndamu Sénégal parce que tey UNACOIS bu ceeb bi yombee suñu njariñ la ñun client yi bu duliñ bi yombee suñu njariñ la ñun client yi. kon nag UNACOIS am na njariñ ci réew mi voilà Doudou bu ñu desuwaatee ci wàllu làmb ji ci difficulté yi gis nañ ne léegi làmb dafa xam ne dafa nekk en crise ren jii ñu ngi ci mois de février benn combat bu mag laa gis gum ñu tëggagum muy diggante Papa Sow ak Siteu Modou Lo Ama ñu ngi koy dox dafa tagga témbe est-ce que mën nañ jàpp ne fi mu toll nii làmb ji dafa nekk ci crise ba làmb ju mag combat grand combat amul. xam nga làmb amul crise. lu tax. voilà dimanche. bii passé. làmb am na. samedi làmb am. lépp am na. dañ naan kay. grand combat moo tum grand combat yaa ngi am. neen kay mbër yu mag ñi ñuy wax VIP. ñoom lañ gisul ñu bëri. parce que li ñuy laaj xëy na làmb amatu ko.
waaw lu tax làmb amatu ko te amoon na ko. parce que li tax làmb amatu ko mooy làmb amul sponsor. tey sponsor da lay proposer ne la kat sama produit bi bëgg naa ko lancer ñaata laa lay jox ak communication beeg t-shirt yeeg yëpp ñaata laay jox nga ne ko jox ma nangam 200 millions wala 150 millions promoteur bi jël mbër yi fay leen uti yeneen sponsor mu dolli si pour événement mën a am njariñ moom it mën si am dara mais fekkee loolu amul mbër mi tey di la laaj loo xam ne yow leer na la ne amoo ko bu subaa ngay am ak moom problème ay police ak gendarmerie mais nga toog yem li nga xam ne moom nga yem li nga am. mais du kon loolu dafay tax grand combat du am. xam nga ñi tamit dañu bëgg grand combat. waaw léegi bu ñu sañoon ay Balla Gaye bëree. bu ñu sañoon Modou Lo bëree. xam nga tey Balla Gaye xam nga tey seen bëree. bu ñu sañoon bëgg dem daje na ak Balla Gaye bëree ak Lac de Guiers numéro 2 bu ñu sañoon sax ay ñoom Yékini Junior ay ñoom Garga Mbossé ay ñoom Malick Niang xale yooyu bëri parce que làmb ji tamit xam nga. bëgg dem day loolu moo koy neexal day naag Balla Gaye ma ne ko yow gars yi ne dañ lay mën a ma gisuma kenn ci promoteur yi. waaw parce que am na promoteur yoo xam ne dañuy nekk si télé rajo yi mën naa combat bi mën naa lii di ut promotion nañ yem léegi day tax nit ñi foo romb ñu ne waaw yow seen combat bi kañ lay sotti kenn combat bi kañ. te amul il faut ñu bàyyi loolu tamit di commercialiser wala tey nga gis benn journaliste bu jël benn promoteur rek di la laaj chaque jour waaw combat bi loo si wax mu naan la maa ngi si nii ma di ut promotion yooyu la ñu war a bàyyi. mbër yi ñu ngi fi mbër bu si nekk na nga laaj lu yanu maanaa promoteur fay la ko. démb am na benn promoteur bu ne ma mu ngi dox Bombardier ak Tapha Tine xamal na leen ne kat xaalis amu fi lii bu fi nekkee boo leen si d'accord ma fay leen ngeen bëri. donc moo tax mbëri dem di MMA dem di bëri MMA. non man yooyu sax du ma ko wax. xam nga bu tuddee MMA mu mer te moom xam nga man mais parce que gagne de l'argent parce que ñoom seen métier la. non xam nga man. MMA. pour man. mbër bi bu ko neexee mu dem bitim réew. def ko fa. yaa ngi dégg. waaw moom mooy ut xaalisu boppam. MMA aussi xaalis bi ñu naan am na fa lu bari amu fa parce que dafa am foo xam boo fa toll mënoo am xaalis boobu. donc mais suñu réew mii ne MMA nekk si réewam bàyyi ñun suñu réew ak suñu làmb ji. mais dégg MMA du yàq dara làmb ji. si day yàq làmb wàññi dara man mi di wax ak yow ak sama morom ak keneen ak keneen. xam MMA ay amateur lañu mais bu MMA amee duñu fa. waaye léegi ma laaj la benn affaire. ñun suñu làmb bi ñuy bëri doo gis benn télé ne interdit de 16 ans wala de 18 ans. amul. ñoom seen sport la télé bi da lay wax ne la xale bu am 18 ans warul seetaan lii. waaw ndax dafa violent. voilà lu violent la ñun dañ ko soxla ñun nit jàmm lañu. Sénégal xamuñu violent. beneen point ci làmb ji. waaw Alioune Sall point de presse leen di passé. ci maison de la presse. di wax ne mbëri nañ dem tàggat former seen bopp parce que làmb ji li muy bëri ay mbëri yëpp ñi ci bëriwul. ñi nga xam ñoo ci bëriwul donc war na mbëri ñu war nañ am métier boo xam ne bu fekkee ne kat amoo grand combat nga dem defi leneen. est-ce que yéen a ngi dox ci loolu. fan la ci CNG toll de façon générale. non xam nga am na ku ñuy wax Bamba Thioune. liggéey na fii formé na fi ay mbër. mbër ki dem gis naa caatu yaraax. mu ne moom léegi t-shirt yi nga xam ne moom la supporter mi jàngal nañ ko ba moom mun na ko defar. xam nga kooku déjà. Bamba Thioune boobu. sérigraphie am na lu mu fi def. am na ñeneen ñu jàngal leneen. mu ngi collaboré ak ministre. ak Yawou Dia ministre centre formation. ñu ngi ànd di liggéey. ak ki nga xam ne mooy suñu xarit bi nga xam ne moo dëkk Thiès. yor kii Malick Mbaye. ñoom ñu ngi liggéey. Mbaye Guèye si la bokk parce que c'est le premier vice-président. donc ñooñu tey. ñu ngi formé xale yi. li si am solo mooy ministre bi gën leen jàppale. état bi gën leen jàppale. parce que tey am na liggéey bu am solo. boo xam ne tey ñu ngi jàngal xale yi. pour suba ñu mën a faj seen aajo. te du leen tere ñu wax tamit ci wàllu mutuelle yi. parce que gis nañu mbër yi ku ci xam dem ba retraité yoo xam nga li ma ne xam nga ci dara chaque jour nga ne moom diw mbër sàngam dafa feebar mu ngi ci ay jafe-jafe yàgg ciy dox keneen di ci dox. est-ce que tamit mutuelle bi fan lañ ci toll. ci CMU bi. waaw CMU pour jàppale mbër yi nga xam ne dañoo nekk parce que ñu bëri retraité fi mu toll ñu ngi ci ay jafe-jafe yu tara. xam nga keroog gis nañ Moustapha Guèye. woote ko. xëy na moom si ëpp xam ko moom mi ko woote woon. di def loolu. moom xëy na la mu si xam man xaw ma ko si. ak waa CMU bi yaa ngi wax nañ CMU bi aussi ñëw nañu wax nañ ci émission yi Papa Dieng di def télé. donc ñooñu aussi fekkee ñu ngi si mais li am solo. dañoo war a vision bi ñu dem CNG. parce que moo fa toogal làmb. bien sûr ñu ubbeeku ak CNG def ay réunion def ay commission.
ku nekk ménages yi dugg si. président des écrits yi dugg si. CNG yi bokkuñu. yaa ngi dégg ñëpp dugg si nga xam ne day nekk national. du yem Dakar rek. day dem si région yi yëpp nga xam ne mooy bu ñu ko féetee mën nañ jël benn journée def ko séminaire. CNG invité ñi nga xam ne ñoo bokk si lamb yëpp nekk Sénégal. ku nekk gis sa bopp waxtaan ñu dem fu nekk di fa def lancement bi loolu tamit dafa am solo. dafa gën a yaatal mais Doudou am na tamit leneen loo xam ni war nañ si waxtaan mooy tournoi bi nga xam ni dañ ko bëgg a def pour affaire roi des arènes dégg nga li nga xam ni moom la président CNG bi wax nee na dañu bëgg organiser benn tournoi mais tournoi boobu ci sama xalaat pour yow naka la war demee parce que ça va être compliqué ah ñan ak ñan ñoo koy bëri. xam man wax naa samedi wax naa ko président Alioune Sarr ma ne ko seen tournoi yi ngeen bëgg def amul sens parce que lu tax amul sens mooy tey loolu làmb da koo dépassé am na xale bu ñuy wax Modou Lo moo yor léegi drapeau bi. moo daan ki ko yore woon. moo daan ki ko yore woon jël leen ko mu toog ñu defaraat mbirum. drapeau bi nan lay demee. war na di ñëw adversaire yi mu war a bëreel. waaw adversaire yi ma ak war na ñëw làmb di bàkku. léegi rek indi drapeau bi. di bàkku nit ñi gis ko. yooyu yëpp dafa am solo. même tey roi des arènes boobu war nay dem si pépinière yi seeti xale yu ndaw yi. yaa ngi dégg. dem si moom daal dafa un représentant. waaw de la lutte parce que mooy suñu roi. yaa ngi dégg parce que tamit loo munti wax. mais Doudou. waaw xam nga moom yàgg na ko wax président Alioune Sarr. que loo gis dañ koy depuis Yékini mi ngi waaw depuis. avant Yékini sax dañ koy normer organiser ko. waaw li nga wax xel nangu na ko Modou Lo mu nekk roi des arènes. mais léegi war nañ ko mën a améliorer ba nga xam ne léegi. waaw kenn waxul ne du nekk ko mais. ku ko jël mais ñu améliorer ko. defaraat ko ba xam ku ko jël. ku ko jël xam ne daan nga say morom. daan nga say morom xam nga tamit Doudou dafa yomb trop. ñu tey jii man sama daanaka Modou Lo maa nekk roi des arènes man fan laa toj ba war a nekk roi des arènes. non defal nag. li nga système bi. moo demee noonu. roi des arènes Manga 2 la woon ak Mor Fara. bien sûr mu daan ko jël nekk roi des arènes. waaw pendant 10 ans bàyyi. ñëwaat. ñu boole ko tey jour bi mu jubilé. Manga jour bi nga xam ne dafa jubilé. nekkatul roi. dañu wax dëgg yéen sportif ngeen. même wax naa ko président ma ne ko si yoon. ba muy bëre Zek Tyson dañ ko waroon laaj drapeau bi. roi bi. mu ñëw teg ko. mais du ko yóbbu mais daf ko yóbbaale. waaw mais waru ko yóbbaale da ko war a indi. teg ko Tyson bu ko daanee nekk roi. ku daan Tyson nekk roi. loolu mooy yoon. tey amul tey benn sport booy dem benn sportif yor benn titre man gis naa benn bés koo xam ne jigéen la woon xaw nga mu dem opérer def affaire góoram ak yooyu mais médaille d'or bi daf ko joxe ki nga xam ne moo nekkoon deuxième. jox ko xam ne moom léegi. bokkatul léegi jigéen la woon xaw ma léegi góor la. bokkatul mais da ko joxe. mais xam nga loolu yëpp c'est pour. yaa ngi dégg c'est pour da ngay gis ku def jubilé ba pare bëgg a kiyaat jël médaille ba wala drapeau ba delloo ko et puis loolu mooy yoon tey ban xaalis la ñuy uti. pour def tournoi. promoteur mun na ko sombi. fan la promoteur am je sais pas lu muy naan promoteur lan lay sombi ndox sombi bu tàng jël fu mu jëm. am na yoo xam ne yëpp 4 litres Malick. nga fu mu Malick. roi des arènes. ñu tudd Modou Lo. kenn werante wu ko. loolu kenn werante wu ko. Modou Lo boobu nag. la ñuy jël defar ko ba mu ne cecc ñu wax ko ay conditions yoo xam ne moom le roi di doxee. ñu defal ko benn cérémonie. CNG jël drapeau wala jël couronne tegal ko xamal ko yow yaay roi arène bi. si conditions yii lañ lay fale. nii ak nii loolu mooy. maanaam CNG kon yow d'accord ci tournoi bi yow da nga d'accord ci ñu continuer ci nii ñu nekkee. waaw c'est-à-dire ki daan roi bi doon. waaw oui parce que man dama nangu woon. roi Tyson. nangu roi Yékini. nangu roi Bombardier. nangu roi Balla Gaye. kon tey mënu ma bañ roi Modou Lo. nañu wax kenn bañ Modou Lo kay mooy roi des arènes. ah waaw man ba tey li ma gëm. loolu kay kenn war a. tey boo ma laajee xanaa kay changer formule bi tuuti la ñuy wax. tey boo ma laajee kuy roi des arènes. mooy la Modou Lo. voilà Pape laa jëlal. ngir massage bu jaar ci yoon taamu leen gamme Pyrovalda. Val d'Afrique ak Pyrovalda ñoo leen di may seen émission rétro sport. dañuy gis tamit ne Doudou souvent ñi bokk ci CNG bi dañuy dal ci kaw CNG récemment Yékini def na benn sortie wax ci CNG te bokk ci mbir di wax ci mbir naka nga jàngatee loolu. waaw man loolu wax naa si. sànq rek am na benn supporter am xaw ma fan si club ma xaw ma seen sax ne ma président Yékini war a ko wax mu démissionné ma ne ko man fan laa waxee waxuma football ñun làmb la ñuy wax de. kon Yékini bu dee dem na ba nga xam ne Yékini c'est le conseiller président CNG.
conseil président CNG la bu dee nag kay conseiller li ngay def gisoo ko ci sa bopp wala gisoo ci sa bopp da nga naan man kat da ngay bind ne man kat ministre des sports yaa ma nommé woon fii conseiller ki nga ma nommé ki nga waxoon ma koy conseiller kat mënutuma ko conseiller man damay démissionner. est-ce que yaa ngi dégg bu baax waaw parce que man damay wax sama aqulaay taala jooy nañu fu ne na CNG di def assemblée générale d'information am na wala amul yéen wax naa ko fi seen rajo ba tey daan nañu wax ne CNG na war xaalis bi làmb fan la koy dugal bi Alioune Sarr ne moom ministre des sports lay rendre compte ma ne ko li la fal waxu ko arrêté bi waxul loolu li arrêté bi wax na nga ko def mais biñ ko defee ñun gis nañ ne léegi macha allah coow amatul macha allah dañuy jël wax ni man nag du bonee kenn diw sàcc la te gisuma ko wala diw wëyu la te gisuma ko dañuy waxante dëgg sama bàmmeel lay taxaw li ma gis daal léegi CNG arrêté bi ko faloon mu ngi koy respecté d'accord ñu ñëw ci wàllu football bi Pape ci Ligue 1 bi ak 12e journée bi xam nga Teungueth FC nag fi mu toll nii moom Sadio na Karawas am na 30 points nekk champion à mi-parcours depuis la 11e journée. ñaata points la rawee 7 points la rawee gars yi 7 ëpp na 7 points sax waaw 11 points la rawee deuxième bi Dakar Sacré-Cœur 11 points la ko rawee alors moom dafa gañ dem ci Pikine dem gañ ko 2-1 de gagné Pikine Pikine tam ça ne va pas léegi Pikine bi nga xam ne moom moo tegoon tànk Alassane Djigo Pikine bu daal gisatuñ ko léegi gisatuñ Pikine bi nga xam moom moo tegoon tànk Alassane Djigo alors diggante MPC ak Jaraaf 1 but partout la Jaraaf dafa MPC dafa égalisé ci arrêt de jeu yi waaw Djeylani ancien joueur Jaraaf de Dakar ñaar teel ak Njàmbur 1 but partout Sineps amam ndamam lu njëkk à domicile démb devant Dakar Sacré-Cœur 1-0 à Thiès alors Gorée tamit nekk ci série victorieuse gagné Douane 1-0 Casa Sport gagné Stade de Mbour 1-0 Casa Sport di fàttali mu ngi soog am victoire bu njëkk en 2020 à domicile alors ci classement yi Pape Teungueth moo jiitu 30 points Dakar Sacré-Cœur 19 points Douane 18 points Jaraaf 18 points 4e Casa Sport 16 points Mbour Petite Côte Casa Sport mooy 5e waaw 6e Mbour Petite Côte 7e AS Pikine 8e Gorée xam nga Gorée dafa jógee Gorée jëloon waaw Gorée jëloon 14e waaw léegi l'US Gorée est 8e xam nga boo xoolee Gorée pratiquement yàgg nañu ko wax que li ñuy ñaari tali fu mu toll ak Jaraaf Jaraaf moom moo jël 4e ñaari tali moom moo jël 11e moom mooy 2e équipe non relégable ñaari tali moom moo jël 2e xam nga Pape ci Gorée tuuti xam nga demoon championnat bi encaisse ay buts yu bëree mais toujours man ma waxtaanee ak Mbaye Ba dane moon dàq si daal de solution bi parce que ñun gëmoon nañ ne li ñuy def dina am résultat tey jii ñu ngi ci yoon woowu noonu est-ce que Gorée yàgg na vivre situation yu mel nii oui je le dëkk loolu yàgg na ci daf daan jël coupe du Sénégal wala jël championnat bi le année bi ci topp mu wàcc bi muy jël coupe du Sénégal en 91 di gagné Jaraaf dafa wàcc dafa gagné final coupe du Sénégal ba pare wàcc gisoo bu ñu demee deuxième division duñ fa yàgg dañ ko tàmm nañ ko dañ ko tàmm xam nga deuxième division boo ko tàmmee boo fa demee di nga xam ne la fay jëlee mais boo ko tàmmul boo fa demee nga fay yàgg mais ñun dañ ko tàmm Gorée mi ngi jëkk wàcc vers les années ay 60 et quelques wàcc nañ avant ñuy del si waat ou bien même 59 et quelques te it comme li nga wax stabilité li koy def mooy nga bàyyi entraîneur mu liggéey mais bu fekkee à chaque fois dafa am défaite nga changé ko mun na am kii ñëw du def lu gën li mu def Gorée nag heureusement bi ñu amee stabilité boobu te man en certain moment sax jaaxaloon na man Sidaat résultat yi muy am ñu maintenir ko mais comme li nga wax ñoom seen bopp waxoon dañ ni Sidaat lañ koy bàyyi ndax mi ngi liggéey te liggéey bi mi ngi feeñ parce que lu mat plusieurs journées ngi nii yoo xam ni amul défaite te football bu ci bëggee avancer rek bu la am défaite bu amee défaite yu bëri rek da ngay wàcc génération foot comme li nga wax moom tam gagné na moom Jàmbaar 3-0 Jàmbaar première victoire à domicile cette saison avec un triplé de Jean Barthélemy Diouf donc mais Pape ñoom malgré seen victoire yëpp moom tey suñu yemoon day wàcc moom Sénégal extra mais affaire bi yemul fii te am nañu ay dirigeants defuñu parce que ñoom tamit ils feront tout pour tamit champion l'année dernière te lii dal na Gorée dal Pikine doon champion ba pare wàcc ñoom xam nañ loolu ndax bu ñu nekk champion bàyyi nañ ci xel donc je crois qu'ils sont obligés de travailler pour revenir ci biir ndax foofu bu ñu fa toogee bu ñu fa xawee yàgg mën na am problème te fi mu nekk boo seetloo équipe yi Malick sorianto wuñu ku ci nekk mën nga gagner sa morom tout à fait chaque dimanche ku ci nekk
mën nga gagné sa morom. la pour boo ko ñaari match yéeg nga. na je te dis. xoolal Gorée ndagam tey jii moo nekk huitième. mu ngi noonu ak fa mu nekkoon. jël na fi ndaare. nga xam ni kon les points sont importants donc je crois que. comme lu ñu wax génération foot mën na revenir. Jaraaf tamit ba tey malgré les résultats mooy 4e. mais gën na ñàkk. waaw mais sorewul podium bi. waaw non moom mooy 4e boo fii di podium xam nga 4e kon sorewul podium bi. parce que même bu fekkee ni gëj na gagné tamit. en tout cas tafoon na ci podium bi. non semaine bay gagné na douane. tafoon na ci podium bi. te loolu c'est important. te ñu rawante bëriwul. attention. 18 19 19 18 18. attention parce que le championnat bi ba léegi joué guñ ko. parce qu'il reste beaucoup de matchs. te tout est possible dans ce championnat. ci deuxième division bi tamit. waaw foofu Linguère moom mooy maintenir à la première place. ginnaaw bi mu gagné ISO. moom c'était ki toppoon ci moom sës rek. waaw moom dafa gagné Wakam 2-1 fii ci Dakar la ko gagné. Guédiawaye gagné Amitié 1-0. Duc kii équipe bi nga xam ne moo nekk Thiès FC. moo gagné Africa Promo. non dañ def match nul 0-0 Amitié football club Guédiawaye gagné ko 1-0. EJ Fatick ak Jamono Fatick def match nul 0-0. kooku derby la woon. Sonacos ak Kër Madior def match nul ba tey 1 but partout. Linguère comme li ñuy wax gagné ISO 2-1. ci dimanche ji tamit Port. Renaissance bu gagné 4. Renaissance. moo gagné 4-1. Port and Pape Sane Papa. voilà tey jii nag ci stade Caroline Faye. Demba Diop moo fa joué ak Duc. ak boo fa joué ak Dakar Université Club. ci li nga xam moom moo nekk ci wàllu. ci basket bi maanaam. équipe nationale tamit ci football bi tamit Pape di fàttale suñ double confrontation na Guinée Bissau ñu koy waajal bu baax a baax. waaw d'ailleurs sax Aliou Cissé war naa def conférence de presse. ci le 18. mbala le 19 mars incha allah bii nii wax liste joueurs yi mu tànn pour double confrontation boobu. demoon na France seeti ay joueurs yu nga wax ay Boulaye Dia. il y a également l'absence de gardien bi bu Dijon bi. Alfred Gomis. kan moo koy remplacer est-ce que dafay piocher ci équipe locale bi loolu yëpp ay questions yoo xam ne peut-être moom. dina mu ngi ci liggéey waaw. mais Malick ci xale yi tamit U20 yi dañu dem final. dañ dem final ñoom Tunisie parce que démb lañ gagné Égypte à la série de tir bi 6-5. temps réglementaire bi partout nga les invité. ça me rappelle le Danemark en 92. dañ ko invité. mu ñëw gagné Europe championnat d'Europe des nations. mu ñëw gagné ko mais bu mu ñëwee moo ko gagné. ci jigéen ñi tamit ci footballu jigéen ñi tamit qualifié nañ ci wàllu demi-finale yi. war a xam seen adversaire ci diggante Gambie ak Libéria la doon. Sénégal moom moo jiitu ci poulam am 2 victoires ak benn match nul. Mali jiitu ci beneen poule. waaw Mali moo jiitu ci beneen poule waaw. ci basket ci national 1 bi rapidement résultat yi rek. samedi Développe ak Sibac 56-54. ku gagné Développe moo gagné waaw CMT Ziguinchor ak Bopp 57-43. Mbour basket club AS de Dakar moo gagné 61-30. ba tey ci poule B bi UGB ak UBC UCAD 60-40. Duc Gendarme 72-39. Asfo Jaraaf 64-69. ba ci wàllu góor ñi tamit ñii la résultat yi tëddee ISEC Douane 35-93. Douane moo gagné bu baax a baax. muy gagné waaw. Louga basket club Jeanne d'Arc 58-59. Sibac moo gagné waaw Jeanne d'Arc moo gagné. Sibac Louga gagné. waaw Sibac ak AFSA 52-55 AFSA moo ko gagné. Mermoz basket club Wakam moo ko gagné 56-47. Ville de Dakar UGB ko gagné 66-55. Bopp gagné Saltigué 78-71. Duc gagné AS Thiès 79-53. Ray gagné Saint-Louis basket club 68-60 la ko gagné. ça marche alors président bu ñu suwaatee ci li nga xam moom moo nekk ci wàllu làmb ji wax nañ ci li nga xam moom moo nekk yan yaa wax ne làmb ji amul crise am tam ñu jàpp ne léegi promoteurs yu mag yi amoon dañoo amatul c'est-à-dire mbala làmb ji mosul toll ci situation bii nii mbala promoteur a manqué. waaw loolu nag Alaaji Pape il faut ñu gërëm ci Gaston Mbengue parce que tey def na lu nekk ci làmb ji. lay dëgg la bàyyi kay nee na tur bu rëy. tey il faut ñu gërëm Serigne Modou Niang. def na lu nekk ci làmb ji moom il est toujours là. tey il faut ñu gërëm Pape Abdou Fall. tey ñu gërëm Abdou Aziz Ndiaye. gërëm tous les promoteurs. ñoom Fallou Ndiaye ñoom. ñëpp kay Laxaat Ndiaye ñoom. Dieye production ñoom ñëpp. vraiment ñëpp ku ci nekk jéem nga. jéem nañu ba léegi ñu ngi def lu nekk pour làmb taxaw. mais ñëpp ñoo jékki-jékki bàyyi parce que dañu mën a tuñ. waaw parce que tey wu dëgg yàlla boo mënutul tamit am na xale yoo xam ne ñoom mën nañu. mais ñooñu kat mais ñu ngi mën seen doole fi seen doole yem la ñuy def. nit ku nekk ak sa doole. dañuy waxante dëgg. waaye tey làmb dafa amoon ay bés yu ñu ko xamaloon ay 1er janvier. voilà 25 décembre mais yooyu. yaa ngi dégg maa ngi fàttaliku Tyson. waaw Tyson ak Bombardier 25 janvier 2002. yooyu yëpp. 25 ay ñoom décembre 25 décembre.
ay Petit Mbay fii Gaston fii Luc Nicolaï xam nga moom ñu ngi koy ñaanal yàlla jëlee ko fu mu ne indiwaat ko si ñun amiin donc ñooñu ak Petit ñu ngi ñaan yàlla indiwaat ko si réew mi ñooñu tey vraiment am na lu ñu doon fi def ci làmb kon ñooñu manqué nañ fi bañ a manqué lu tax duñ fi manqué mais xam nga lu am solo sa réew def si dara bu ëllëgee ñu tudd la sa ña ngay def tey ñooñu tey Gaston kenn mënu wax làmb ak li mu fi def jël alal du nekk créé na fi lu nekk lépp créé na ko fi amul lu mu fi créé ko kenn du ko génnee si làmb tout le temps suñu xol ak moom dañuy bokk làmb ji yaa ngi wax tamit léegi Luc Nicolaï ñu war a taxlu ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo làmb ji chaque jour ay déclaration yoo xam ne utile doon entre Ray Ba mi bokk ci Luc Nicolaï Fallou doom ji maanaam daal kàddu dafa waroo ci ndax combat day am diggante Ama ak Modou Lo non xam nga man bu dëgg yàlla loolu xaw ma si dara waaw dëgg dafa neex président des amateurs man loolu xaw ma si dara raay waxul ak man kee waxu man ñun xamuñu si dara ñun daal dañuy ñaan yàlla làmb ji sotti mu jig Sénégal jig réew mi jig Luc Nicolaï dañuy ñaan yàlla daal yàlla may ko fu mu jénnee ba li mu bëgg yàlla defal ko ko ñun loolu lañ ñun loolu la ñuy ñaan li des nag man xaw ma si dara wax dëgg yàlla xaw ma si dara mais Pape yow ci dagg yëg ci làmb ji bu baax a baax gis nañu y a trop de propos divergents entre son fils ak Ray Ba ci làmb ji bu kii waxee lii kii wax léeg-léeg Ray nee na moom làmb ji mënuñu ko dëgg te Luc Nicolaï ci prison même Moustapha Gueye bokk na ci parce que day collaborer ak Luc donc dafay bokk ci organisation de combat yi ak tamit pour parler yi am ci diggante Luc Nicolaï am ko ak ñi nga xam ni ñooy mbër yi ñoom ñëpp surtout Moustapha pour moom daal lamb ji mënul am tant que Luc nekku fii Ray Ba bi nga xam ne tamit bras droit Luc la loolu la wax mais Luc bi nga xam ni moom moo doom ji organisateur bi ci boppam moom nee na lamb ji dafay am doom ji tamit nee na dafay am mais mooy li du Diagne wax rek dina am ak du am loolu ba la ñu koo xam ñu yegg ca mais li wóor ba woon taal mooy ni combat bu toll noonu ak li mu laaj présence Luc Nicolaï am na ci voilà am na ci importance bu mag a mag parce que comme li Moustapha wax ñoom ñi ci des moom moo leen di orienté wax leen fi ñuy jaar ndax moom loolu am na ci xam-xam am na ci yàgg na organiser combat loolu moo tax comme li du Diagne wax ñuy ñaan mu fekk ko yàlla def ci jàmm ba mu ñëw ak jàmm ak salaam ba combat bi mu tëgg ko en tout cas loolu Sénégal yëpp a ngi koy ñaan amateur yaa ngi koy ñaan avocat bi nga xam ne tamit mooy Maître Cissé dégg nga nee na bind na bataaxal bu jëm ci loolu pour ñu libérer ko kon ba nañ ñaan moom ci boppam mu fekk ko ndax li wóor ba wóor moom bu ko fekkee moom làmb ji dina ko tëgg incha allah loolu bu ñu ñëwaatee ci wàllu violence yi gis nañ ne yow souvent bu làmb jeexee yaa ngi lijjanti damay dem police ci ma jàpp nañ diw mais dafa mel léegi ci bi bu jeexatee dafa mel ni problème bi wàññeeku na bu baax a su fekkee sax jeexul mais wàññeeku na sensibilisation yi bala lan la non waaw parce que ñu ngi ciy gërëm xale yi ñuy wax groupe baax ñoom Massamba Dieye ñoom gis nañu liggéey bu am solo Malick mbooloo la boo xam ne différents supporters yi ñoo fa nekk c'est-à-dire waa kër Modou waa kër Balla Gaye waaw adversité bi am ci mbër yi xale yooyu nga xam ne ñoo bokk ci ñoom ñoo def regroupement di waxtaan bu làmb amee ñu ñëw waxtaan ak amateurs yi waxtaan ak supporters yi ñooñu ñu ciy gërëm parce que souvent ñu ngi sur le terrain di waxtaan vraiment pour xeex bañ am belle initiative léegi gis nañ ne violence bi amatul ci kaw di supporter ak yooyu léegi nag ñi ànd ak mbër yi ñoo indi violence waaw gis nga keroog lambo xaadim ji mais moo tax waa ji kenn waru koon bàyyi dañ ko waroon yóbbu ci yoon parce que tey li mu def dafa yàq lu rëy dafa yàq lu rëy léegi nag loolu aussi il faut CNG am taxawaay bu mu ci taxaw question que da ngay suspendre nit ki bu mu ñëw ci géew déedéet bu yàqee ba pare amatul sens dañ koy yóbbu ci yoon ñu teg ko ci li yoon war ci moom mu def ko bu ëllëgee keneen dootu ko def ñun loolu lañ ci xam parce que tey amateurs yi mën nañu ñëw fay seen billet toog ci làmb ji nit beneen nit jóge fële yàq lépp li promoteur bi defoon yow li nga def Papa Dieng ñu toog fii ñaata jour ngeen di wax ci làmb ji ñëpp yàq ko benn nit nga xëy naan la suspendre naa ko bu mu taxaw ci géew mais loolu amul sens kon sanction dafa oyof bu baax sax Malick ñu joxe tamit yeneen résultats yi parce que stade municipal bu Bargny Badou Fall 2 moo fa daan Libidor 2 ca Fatick tamit tournoi ba fa amoon Pakala moo jël tournoi ba ci Adrien Senghor tamit 16e journée Boy Faye moo fa daan Ngel John
fi nga xam ne tamit mooy 3e journée bu Idali Ñing Caatu Waalo moo fa daan ñagas xéewal ak Sunjata bu Bargny moom avant-hier gis nga ni mu demee machine la ñu mujj def kon El Doudou daal li nga wax la dëgg la arbitre yi dem nañu maanaam une partie en grève mais terewul mbër yi bëri nañu puisque tamit Boy Dakar dafa daan Tigo bu xaritu yaayam. donc lamb yi am na. non am na lamb yëpp am na lamb yi mais est-ce que yaakaar nga ne solution war na mën a am fi mu toll bien sûr xam nga man li am nii li tax ñu teg ay arbitre nii. Demba Sall ñaar yàlla na ko yàlla yëg. bu jaraaf vice président. équipe nationale ñëw na fii. war a football stade amitié match amical. ñoom El Hadj Diouf yi di laaj xaalis ak. nangam mu dem jëli espoir yi. oto bi gaare fële. mu ñëw mu ne leen dara boo leen bañee football xale yaa ngi ne ñu indi leen ñu football yéen nag doo leen ñibbi supporters yi dañ leen dóor ba ngeen tàlli mais dañoo summeeku football parce que mais mënuñu def leneen xam nga équipe mënoon de indi équipe nationale ba pare stade fees del ñuy xaar équipe bi. mais def nañ ko contre Algérie. grève nañu sax Abdoulaye Wade ko mujj. waaw ñu ne duñu football. jusqu'à 3 heures du mu dem jëli ay espoir. ñu leen joué leen match bi. taw ne leen ña nga nee boo leen football ñu indi leen ñu football. te yéen doo leen ñibbi parce que public dañ leen duma ba ñu. mais dañoo mujj a football. mais Doudou bu ñu saat ci lamb dañuy wax souvent ne écurie yi duñuy waxtaan ak mbër du njar mbër yi. non dafa am benn problème bu am. muy ban. tey lamb li fi am. da ngay dem uti as nu mu tudd récépissé. boo utee récépissé ñëw ne yow léegi am nga écrit. wala école de lutte. wala école de lutte te yow amoo capacité amoo benn njëriñ ci làmb. mais du am liberté d'association. non non dafa nag rek mais mun nga am liberté association. d'accord am na waaw d'accord mais ni ngay ñëwee pour dugg si làmb ji dañ la war a seetaat. xool say compétence bu dee directeur technique national mu dem seeti la fi nga ne fa ngay installé fa ngeen di entraîné mu ñëw xool lépp ndax yéen am ngeen mentalité yor xale wala am ngeen mentalité am ngeen xam-xamu mën a bëre wala am ngeen technique wala am ngeen leneen ban diplôme nga am wala loo am mais da ngay ñëw rek jël benn kii rek waaw sama écrit ngeen wax yu bëri loolu aussi dafa mat a seetaan. mais loolu liggéey CNG bi. waaw CNG wax nañ ko réunion bi wax nañ ko. il faut loolu CNG am si ay taxawaay. boo xam ne dafay am. parce que léegi mais xoolal ñaata parti politique am Sénégal. ñaata association ñoo am Sénégal. ku ñëw rek. mais même loolu ministre de l'Intérieur da si war a jël ay mesures. limité ko. parce que da ngay gis nit tey. mais pourtant def nañ ko ci élection présidentielle. waaw mais da ngay gis Pape. da ngay gis maa ngi yow yi ñu ànd nekk benn. wala ñu def ay élection ma gañe la nga ne da ngay uti récépissé. pour contre moi. pour contre moi. mais loolu mooy liberté. déedéet du loolu du liberté loolu malhonnête la nit ki fekkee gañe na la toogal sa biir nga ji bi bu élection jotee nga yow it nga dem xeex pour gañe ko fa. mais où est le problème. ñu ñëw ci beneen problème mu làmb ji. écurie Fass. problème yi ñu jànkoonteel mbirum Papa Sow wax fii ba Papa Sow créé une écurie sax naka nga yow. ku jege écurie Fass ku jege woon écurie Fass xaw ma léegi nag ku leen jege woon nga daal naka ngay vivre situation bi Fass di traversé fi mu toll nii. xam nga ñun. jàmm dafa neex. man woo naa Papa Sow. woo naa Papa Sow. mais bi ma waxee dama ne ko Moustapha Guèye bul dara sa baay la. waaw. waroo di xuloo moom si ay télé ak ay rajo lu mu métti bu dee benn teraanga séq ngeen ko. wala bu dee ñaari teraanga séq ko. dala sa baay la dala teg comme doomam sa papa magam nga yow écurie Fass nga juddoo fa nga yaroo sa baay Fass la xam mais wax yi ngeen di wax si réseaux sociaux yi amul njariñ bàyyil yooyu bu ma waxee mu ne mën naa ko bàyyi yëgal ma nag ne tey monté écurie ma ne kon baax na mais man dama bëggoon est-ce que da nga waxtaan ak Abbas waaw dama bëggoon man bu ñu waxtaanee moom moo gën a féete ndaw ñu jël ko yóbbu ko Tafa Gueye ñu toog waxtaan joxante loxo baalante ak def benn affaire loolu defe naa ne moo ëpp solo. mais est-ce que waxtaan nga ci Abbas ci problème bi. non waaw xam nga Abbas xam nga problème bi amu si problème. problème bi c'est entre. waaw mais Abbas mooy président bi. waaw d'accord mais problème bi. parce que àndul woon sax ci dàq bi. àndu si Abbas àndu si. mais yàgg na ko. mais xam nga dàq. xam nga tey Papa Sow. doomu Fass
xam nga doomu Fass doomu Moustapha Gueye la doomu Mbaye Gueye la doomu Abdou Gueye la doomu Malick Gueye la donc ñoom vraiment am na loo xam ne jaru ko woon jaru ko et puis loolu aussi il faut CNG taxaw si mbër yi nañu ànd bëreendoo wala ñu bàyyi mais benn dëkk waaye ñun groupe parcelle du ñu bëri suñu biir ay Pikine duñu bëri suñu biir groupe Pikine du ñu bëri ba pare bokku ci affaire ragal la ba pare bokku ci écurie ñoom ñoo yàq làmb ji mbër yi si boppam ñoo yàq làmb ji mais ba joxe benn exemple Doudou waaw Pikine pour lan Pikine Ama Baldé nga fa waaw Boy Niang écurie Eumeu Sène ñu bëri suñu biir bokku ci écurie ba pare duñu bëri seen biir ñu bëri du bëri seen biir Guédiawaye Guy Gang fa Balla Gaye 2 bokku ci écurie mais duñu bëri seen biir ñoom seen bopp ma ne ñoom seen bopp ñoo ba ñu bëriwul combat ñoom seen bopp ñoo ko tëj ñoom seen bopp ñoo tëj làmb ji ba pare dañoo ragalante waxi supporter yaa ngi dégg dañu waxi supporter dañoo ragalante supporter yi bëgg kon supporter dara ma ne ku nekk yaa ngi yor sa kër yor sa dépense bopp supporter ba pare bokku ci écurie sax ma ne dañoo war a taxaw bëre seen biir loolu mooy yoon yooyu amul njariñ li ñuy wax ni yëpp taxawul nañu wax bëre seen bëriwul mais Doudou waaw nga xam ni mooy Tapha Tine nekk champion boo xam ni kenn warantewul valeur am pourquoi mbër yi duñu nangu di bëri dañ ko ragal dañ ko ragale ñoom ñoo ko xam mbër boo wax Tapha Tine mu ne la baax na même boo ko mënee mais bëri la moom nga daan du dëgg waaw mais loolu mooy li nga wax CNG war na imposer oui groupe de lutteurs yoo xam ne ñooy bëri promoteur bu ñëw oui ñu la tànnal ci ñii oui mais yow doo dem rek tànn mais pas promoteur mu indi xaalis sax il a le droit de choisir kenn ko imposer indi sa xaalis ngay duud yaa war a tànn mais déedéet CNG bi nga xam ne mooy mu encadré ko CNG nag puisque tamit Malick ab bi fi bal Macky Rocky Balboa bëgg bëri ak Bombardier CNG dañu bañ waaw mais parce que Rocky bokkul ci làmb ji ñu bari ñu bëri parce que bokkul ci làmb ji déedéet loolu moom teguñu ko fenn Rocky dafa jënd licence dañ ko fa ñëw waaw jënd licence waaw dafa war a bëri dafa am licence day tax bëri ki fi man ko fi man ku fi man demul ku fi man jógewu fi dem bëri ak moom MMA Doudou waaw ma ne Doudou Rocky Balboa li muy def waaw léegi ma ne li muy bëri actuellement du lutte sénégalaise du lutte bi nga xam ne moom la ñuy bëri mais jaay ngeen ko licence waaw dëgg la mais bu ñëwee day bëri ba daan ndax tamit doo tëb rek bëri ak ñi nga xam ma ne bañ ngeen ko fekki ngeen ko waaw mais Ama Baldé bi lan la daj bi mu laata bëri Modou Lo muy ma fekki nañ ko fekki nañ ko waaw ca seen dëkk ca beneen sport bu seen dëkk mooy sport bu ñu may bañ a tudd rek dem nañ fa bëri waaw mais li am solo mooy mbër boo ko jaayee licence mbër mu am licence da nga war a bëri tubaab nga mais ana kii ñoom xuwaan dañu mu bëri mais na jaar fu muy jaar yow toog nga fii Double Less bëri defee Boy Ndiaye ñoom Mamles ñoom Boy Ndiaye yaa ngi koy fàttali Boy Ndiaye mais Boy Ndiaye ay mbëru quatrième xaw ma cinquième combat Double Less bëri moo ko sonal fu ko temps yooyu kat ma ku la topp sonal la tënk la même boo ko Double Less bëri defee benn xaw ma kii waajoo xam dañ ko dóor yeewul hôpital la yeewu waaw kii la parce que gis nga xoolal di nga làmb ci kenn moomu ko ku ne mën nga daan sa morom ku ne mën nga daan sa morom mais nag lépp mbër boo amee licence waruñu la ne doo bëri mais Doudou yow jàll mënul bëri yow tamit ak Balla Gaye mais waaw mais déglu Balla Gaye numéro un bëri naag manga waaw dé alors yow jàll ni mu day Balla Gaye daan Moustapha Gueye waaw mu ngi noonu waaw mu ngi noonu ngay jéem bëri naag manga kon El Hadj Malick def naa mën nañu ubbi antenne bi Pape Laye mën nañu ubbi antenne bi léegi 88 628 98 98 Retro Sport Sud FM seen rajo ngeen ñëw ci waxtaanu làmb ji suñu gante moom mooy président Doudou Diagne Diecko waxtaan moom ci lu bare ci situation làmb ji grève arbitre waaye tamit ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu làmb ji moom nee na làmb ji mbëri ñoom ñoo ko yàq parce que Doudou man li ma ci xaw a jaaxal moom mooy boo jëlee exemple Pikine Ama Baldé Boy Niang Eumeu Sène bokkuñ écurie mais duñ bëri seen biir Pape Diop grand Pape Mbaye Gueye toog na fi ne du bëri Pape Diop ñaata at Boston kan moo tax ñu bëri seen ñaari rakk tey ñëw dëkk Italie Pape Gueye ak Mansour Diop maa nga fa stade Diop bi kii Ndiouga Dia bëri naag Balla Beye bëri bu metti trop Pape Gueye bëri Mansour Diop bëri bu metti fa lañ jóge ñoom ñaar ñu bëri machine ñaar yoon dafa am yoo xam ne dañuy sonal nit ñi ñu jël kenn ci ligne bi sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen dina déglu sëñ bi waaw kay maa ngi leen di félicité Doudou Ndiaye Diecko boobu mu ngi lay fay waaw jërëjëf waay seetlu naa nu muy waxee daal bëgg naa ku mel noonu ku dëggu ci wax loo xam ne lu la wóor ñu bañ ko laajee affaire combat
ak mu leen xamul. Braay wax na lii doomu lik wax na lii. nee na xamul ci dara. bu nekkoon keneen. day commencé di wax ne kii li mu war ko wax dugg na day génn fee mais maadu teem nee na xawma ci dara. loolu mooy nit. gis nga nit boo xamul dara ci dara ou bien bu ñu la waxul dara ci dara. maandu ci. ça vraiment j'ai apprécié. beneen bi. yéen journalistes yi. parce que lii xamu fii rek yéen a ko xam la. parce que Malick entre nous question bi ni nga ko posé. à la limite loolu nga doon wut. léegi nag arbitre yi grève. lu tax ñu ne grève defuñ préavis de grève. dama lay laaj bi Malick. ñu grève te defuñ préavis de grève. xam nga grève normalement da ngay def préavis un mois. bien sûr nga door a grève. xam nga lan moo tax defuñ ko. parce qu'ils sont pas employés du CNG. mais ils sont membres du CNG. maa ngi ñëw. c'est-à-dire dama la bëgg a wax ils ont tort sur toute la ligne. arbitre yi dañoo juum. dañoo juum. bu leen ko waxul da nga leen di nax. il faudrait que dans ce pays qu'on apprenne à dire les gens la vérité. donc tu es dans une structure boo xam ne on dit que c'est le bénévolat. ou bien du loolu. du bénévolat. oui. ñoom bu ñu ñëw xamuñu ne bénévolat la. ñu dem jël seen temps defi seen formation xaw ma lan ak lan lan. yooyu dañ ñëw ne bénévole la après nga ne léegi dañ lay fay par force yu kan xamul. tu connais les textes xam na liñ ci wax. mais yow itam booy mag nga doo xale. man mii nga xam ne wax na ne bénévolat du ma fa dem. ou bien. mais man ba ñuy ñëw xam ne bénévolat ma ñëw bi pare après bugg leen créer lay problème. au nom de quoi. il faut que dans ce pays là. nit ñi xam li ñuy bëgg. man làmb def ma neex. ñu fay ñu ma benn comme bénévolat la daf ma neex damay dem ndax sama passion la. nga xam ne sama passion la. lu ma fa am nga xam ne looloo laa mérité woo. parce que man maa ko tànn. mais tu ne peux pas dire que c'est du bénévolat. nga bëgg a wax ne nag il faut moom may gis ci sa bopp. au nom de quoi. bu leen ndax nit ñi. bu leen ndax nit ñi par exemple kii bi passé. samedi bi ñu ñëwoon stade takk ak seen brassard rouge. ñëpp nañu wax ne lu xew. ils allaient marquer un coup formidable. après ñu négocier après. loolu lan moo ko tax. sa passion yow yaa ko tànn kenn forcé wu la. li ñuy wax assurance ak yoon xamul pourquoi eux li ñuy am dañuy assurer seen bopp assurer seen bopp ñoom seen bopp individuellement nga dem assurer sa bopp parce que da ngay am ay indemnités honoraires. pourquoi ils n'ont pas pensé à ça. alors gars yi il faut ngeen di wax nit ñi dëgg. j'aimerais nag yéen Malick. problème yu mel nii bu amatee yéen journalistes yi. ngeen dem à la source gëstu les fonds et le fondement ngeen wax ñu ko. xam nga lii waroon ngeen wax ne d'après le règlement du CNG. arbitre nii la dugg na fee génn fee ba ñun ñi nga xam ne grand public nga xam ne mënuñ dem CNG jëlaat ci loolu ñu xam ko. tout à fait. merci. jërëjëf mbokk moomu 88 628 98 98 80 ngeen di ootee am nañ kenn ci ligne bi sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah allo waaw. allo ñu ngi lay déglu. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Malick. waaw. Malick man la Bro namm naa leen de yow sama liggéey ñu may fay bu baax a baax a baax. bari yéen a ngi ci jàmm. allo. ñu ngi lay dégg waaw. waaw mais sama liggéey dama ko mere ah oui mu ñëw ba Thiès ñu koy décorer mais mu wax ma man ma dem stade wala mu ñëw añee sama kër sax. non dama bett décoration dafa ma bett. ah waaw mais ni yaay boo duggee Thiès sax moo rawoo nag ma invité la nga ñëw am sama kër. ngeen sonal parce que boobu dañu amoon délégation bu ñu àndal. ah ok mais ina quoi seen organisation bi macha allah. non organisation bu rëy kay. non jaar na yoon jaar na yoon total franchement. waaw liggéey bi jaar na yoon quoi. très bien fait. waaw tey daal loolu laa amoon lu may wax maa leen di nuyu di leen gërëm di leen sant. jërëjëf du jaan jokkoo aussi mere naa ko. ah oui dafa waroon ñëw laajte kër Bro ñëw kër Bro. Bro temps bi la rek beneen yoon dinaa ñëw foofu ba sa Duudu yaay sama homonyme man Duudu laa tudd. dëgg la dinaa ñëw. dama ànd ak ay nit naa leen nañ jaar fii. wax nga dëgg wax nga dëgg. Papa Dieng ni sax xaritam bi day daan football Sami Thiam. wax nga dëgg. dafa fekk si Papa Dieng. Sami Thiam. dafa ñëw foofu parce que xale na ko xam naa ne doo mën a ñëw kër moom bokkatu mbokk la nag. moom loolu la mel quoi. jërëjëf. ok merci. 88 la 628 98 98 ngeen di oote daf mel ni am nañ keneen Pape Laye 88 628 98 suñu invité tey moom mooy président du Diagne Diecko jiite amateur yi am na ko oote léegi wax ne arbitre yi dañu waroon ñëw sax beneen am indi woon beneen forme de lutte. waaw ñu jël kenn ci ligne bi allo. allo sëñ bi asalaamaaleykum allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah.
c'est Doudou Fall wala Boy Fall. waaw. chauffeur Ibrahima Samb woon Doudou. waaw grand na nga def Doudou Fall. Doudou Fall waaw nam naa la. nuyul ma Pape Dieng. mu ngi lay dégg grand Doudou. maa lay fay. Doudou kontaan naa tey dégg naa ni nga waxee. jërëjëf yaay sama mag. nit lu mu bëgg. da ciy xar tànk tubayam. dëgg la. mu jaral la lu ne. dëgg la. Ibrahima Samb noonu la meloon ci làmb ji. wallaay dëgg la mais dama bëgg ngeen di joxe ay question nag ci mbër yi. ban mbay ngay jëkk a bëree dóor ak ban arène la ak ban at la. d'accord. sama mag la doon bëreel. dama koy wax Issa Fall numéro 2. waaw. moom la jëkk a bëree dóor. ku daan. mbay ngay daan ko. daf koy yenu ba ca kaw. mbay ngay suut dëgg ko ci wokk ci ginnaaw mu detteelu. daan ko mbay ngay ne ko Boy Fall la ko wax. dëgg la. dëgg la. boobu Ibrahima Samb laa doon àndal. dëgg la naan ba. waa jaa ngi doon daaneel laa ngi mbay ngay. lay dëgg la. billaahi wallaahi mën nga ko ëpp doole. ëpp ko lu ne. mais mbay mën a bëri. dafa attiré bu mag la mu ko yóbbuwoon Jeux olympiques yi. jërëjëf voilà dañ àndaat ak. jërëjëf kooku moom. dañ am nañu jafe-jafe ci jokkoo bi ñu jokkoo ak moom. dañ àndaat ak keneen ci ligne bi si 88 la 628. 98 98. jërëjëf auditeur boobu daal di oote si 88 am nañ keneen ci allo. allo. waaw. bonjour. waa ñu lay déglu waaw. voilà bonsoir même si laa waroon wax ça va bien na nga def. sant bu baax. ça va Sud FM ah. waaw Sud FM waaw. voilà donc en fait dama bëggoon participer juste rek ci bon kii bi émission bi parce que man. amateur de lutte là. mais c'est que seulement. ñëpp xam nañ ne actuellement que la lutte se trouve dans une phase descendante. man dama remarquer ne la lutte est le seul sport qui en fait met sur la table des millions et des millions, des centaines de millions où presque tout est régi de manière amatrice. À part le CNG, tout est régi de manière amatrice au niveau de la lutte. Premièrement, au niveau de la lutte ngay gis quelqu'un qui se dit un manager qui effectivement signe des contrats d'une valeur qui dépasse pratiquement ay centaines de millions et qui n'a aucune base légale pour le faire. D'ailleurs sax mënul sax lii lan mooy texte bi. Deuxièmement, arbitrage bi ñuy wax seen grève bi bu ma ko dégloo loolu yëpp c'est parce que il y a rien de formel là-dessus. CNG wax nañ seen côté ñu wax seen côté mais amul aucune base benn texte boo xam ni wax nañ ne à la fin un arbitre doit avoir telle valeur su fekkee ni effectivement que le cachet est tel pourcentage la war a am etc. Alors à mon avis la lutte quand même bon gagnerait à être mieux structurée parce que dafa nekk sport boo xam ni xaalis bu bëri lay gangrené mais Alioune Sarr boo gisee souvent attaque yu ñu koy def ba ci sax d'ailleurs benn rek interview maa ngi koy déglu mu naan que man la lutte m'a valu beaucoup de mésaventures parce que rek la lutte proprement parlée n'est pas très bien structurée. Il y a beaucoup d'informels là-dedans. Alors ma doon ñaan nag man personnellement nañu jéem a jël comme ce qui se passe aux États-Unis au niveau de la boxe les amateurs astafurlah les comment dirais-je ça managers maîtrisent très bien tous les aspects de la lutte en commençant par l'aspect. mais man mun naa ko tontu ci lenn am na loo xam ne ay wax nga ko léegi barème la bu àggee temps ci. et puis dafa am texte sax. dafa am ay texte la. dafa am ay texte la. am loo xam ne ay texte la. arbitre yi ay texte la. am na texte du question dañuy wax nii rek. am nañu texte. am nañu texte. ñu jël kenn allo. allo. waaw ñu ngi lay déglu waaw sëñ bi.
salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw comme ki génn rek ñun ñëpp ay amateur lañ. yaakaar naa ni on a parlé de texte tantôt dégg naa réponse yi léegi nii. mais li am solo. dañu war ko def mooy nañu jiital xam-xam ci lépp lu ñuy def. même si bu fekkee ni sport la. xam-xam moo ko war a jiital. ci loolu nag gëm naa ni CNG bi am na maanaam rôle bu rëy bu mu ci war a def. comme moom la ñu jiital. tout à fait. na teg ay termes de référence. dajale amateurs yi. dajale les lutteurs. allo ñu xalaat bi ñëpp toog. allo waaw. waaw allo. allo waaw c'est bon allez-y waaw. ñu xalaat ñu ne. lan la ñu bëgg ci sunu lutte pour ëllëg. je ne dis même pas tey mais pour ëllëg lan la ñu bëgg ci sunu lutte bi ndax sunu sport de chez nous la bala dañ koy def ku nekk xaaxataay reetaan dem sa yoon bala dañ ko bëgg a def un truc bu nga xamante ni dafay créer emploi pour nos jeunes qui soient des sportifs de haut niveau nag lay wax parce que loolu mooy finalité bi bu fekkee ne dañ ko bëgg a jël pour loisir ku nekk dem sa yoon quelques personnes gagné ci ay millions mu jeex mais nii ñu ne nii duñ ci jógee man loolu laa amoon pour wax nañu def terme de référence yu wóor ñu teg ko ci yoon nit ñi réfléchir ci de façon scientifique logique sportif ñu teg affaire yi ci yoon le rendre professionnel voilà jërëjëf 88 628 98 98 ngeen di oote daf mel ni Pape am nañ keneen ci ligne bi man ñu dugal keneen ci ligne bi allo sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. allo Alaaji Malick. waaw ñu ngi leen di la déglu sëñ bi. na ngeen def. sant bu baax a baax. ñuy duwaaye Pape Dieng ak Doudou Diagne. waaw ci làmb ji rek laa xam nga làmb moom suñu sport national la. ñun football bi lañ gën a bëgg mais làmb ji ne mu daf ñoo neex depuis ay temps man Robert moo doon sama bër. bon làmb ji làmb ji man li ma ci wax rek mooy dëgg-dëgg dafa war a dafa am problème. parce que tamit gis nga man xam nga benn jour da ngeen invité kii président Alioune Sarr. waaw. man nee naa ko sax man doon naa xaramee dama juum man xam kon waratuma ko atte mais dama ne làmb ji. saa suñ ko bëggee organiser c'est-à-dire il faut toujours ñu toog autour d'une table. mooy les lutteurs. tout le monde mooy arbitre yi képp ku bokk ci axlu làmb. c'est-à-dire que gis nga réeroo amul ñàkk waxtaan moo am. gis nga arbitre yi parce que même bu ñu defee erreur. am na benn waay bu wax fi sànq naan dañoo juum nañu gën a xam nga ñun du jànjee jekko mandoo. mais xam nga yow xamul arbitre yi xam nga arbitre ba tey déggoo seen kàddu ñu wax. mais yooyu mais mandul ci loolu ba nga dégg arbitre parce que mu ngi ne yéen journaliste. yéen war na investigation pour xam la mais comme loolu amul tamit. na bàyyi ba ñu am ba mu amul leen mu soog a attaqué arbitre yi. parce que arbitre tamit xam nga nekk ci làmb de arbitre nga nekk 60 kilos te arbitré 300 kilos lu nekk mun na la fa xew mun nga ni joxe benn ñu dóor la lépp lu nekk mën na wala ak gàllaaj yi def ci yow lépp donc arbitre tam ñoom vraiment tey gis nga xam nga joxe verdict dafa métti surtout làmb xam nga façon nit bu nekk fay nekk donc tamit ñu dama ne daal bu ñu nañu toog waxtaan gis nga li ñuy wax arbitre am na arbitre ñëw remplacé na ay ñooñu si nga ñooñu aussi bu ñu demoon bu ñu continuer ak ñoom bu ñu demee ba ci kanam aussi y aura des problèmes donc nañ toog daal arbitre ñëpp daal di toog autour d'une table parce que làmb tamit dafay lu muy génn ci ay millions dafa bari donc làmb ji bu taxoon tey bu doxatul dina indi ay gàllankoor yu bari bon mooy waxaat ci leen am na kenn lu ma gis papa kii Papa Sow maa ngi xam moo dafa kii xam moo xolam mooy mu naan daal dàqul écrit Papa Sow bëleeg ay écrit Fass loolu daal su ma sañoon moom daal mu bañ a am quoi mais duudu man daal damay ñaan daal mooy nga comme jege nga gars yi ñoom ñëpp incha allah ngeen di toog ngeen waxtaan parce que loolu du am sax dafa naa waa Fass duñ ko nangu sax gis nga borom kër ak njabootam sax borom kër moom këram mais du ne man rek man maay kii rek non il faut nga toog ak njaboot ba pare nag boo toogee si njaboot nag da ngay déglu ku nekk dëgg la mooy yoon déglu ku nekk nga jox la kàddu bu waxee rek am ngay waxtaanee rek dëgg la ngeen échanger rek yu bëri dina deñ incha allah ci mën na jàpp loo xam ne xamu ko wala erreur la woon mais ñàkk waxtaan li ma wax rek ñàkk waxtaan am réeróor moo am bu loolu amee rek peut-être dañu trouver ay solution bien sûr di leen remercier bu baax merci jërëjëf 88 628 98 98 ngeen di oote suñu kan tey moom mooy président Doudou Diagne Diécko jiite amateurs yi il nous reste na pratiquement 5 minutes ci émission bi 88 628 98 98 ngeen di oote du ñu la wax ci wàllu violence bi nga xam ne day doon faral di am yaa ngi wax ne groupe baax ñoom dafa boole Pape Dieng koy fàttali dafa boole ay fan supporters yu bëree bëri ay mbër
léegi dem nañ ba affaire bi nekk supporter sax wàññeeku na bu amit du amee ci stade mal tamit ci biti lay amee ci biti lay amee ngay ñëm yu dogal yu mel est-ce que tamit liggéey ba nga ko gën a xóotal comme ñoom ñoo faral bëri gën a jege ñëwuñu ci bëri pour gën a yaatal sensibilisation. non gën leen jege sax mais léegi dafa amoon xeet goo xam dañ doon ñëw di jaxasoog supporters yi. te taxul ñu leen jóg. wala ñu toxaw si bunt bi làmb tas ñoo commencé attaquer nit ñi. loolu aussi dañ siy gërëm police. ak gendarmerie. waaw parce que ñooñu tamit vraiment jàppale nañu si ba nga xam ne léegi gisatuñ leen. dañ doon taxaw comme tey làmb bu amee stade Iba Mar. ñu dem ba centenaire taxaw fa. xaar ful bi bu jénnee rek ñu ànd ak ñoom commencé agresser nit ñi. donc police ak gendarmerie wax dëgg yàlla yooyu aussi dimbali nañu si ba nga xam ne yooyu yëpp mu ngi wàññeeku. gisatuñ ko donc defe naa ne daal léegi moom alhamdulilah nañ ñaan yàlla rek. continuer comme ni nga ko waxee di gën a continuer di gën a waxtaan ak nit ñi di gën a sensibiliser nit ñi defe naa loolu dina am solo. ñu jël keneen ci ligne bi Pape 88 628 98 88 ngeen oote allo sëñ bi allo. allo waa ñu ngi lay nuyu di la déglu. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi ziar bu baax. man ci affaire football bi laa bëggoon a wax. allez-y waaw. waaw dama bëggoon a wax ne gars yi nañ defar pelouse ay pelouse yu baax waaye. nga Sénégal éliminatoire coupe du monde bis bu ko tàmbalee te amuñu ay pelouse buñ qualifié coupe du monde buñ wax joueur yi dara. gis nga Burkina bi ñuy joué ak moom fii pelouse bu bon moo tax gañewuñu ko. te ñoo ko man fuuf biñ demee dëkkam dañ kaa naroon gañe. gars yi nañuy defar ay pelouse waaye ngir yàlla. waaw tey di wax ne arbitre yooyu ñuy wax ci. kooku nag moom kooku la ci di wax rek pour son information la fédération commencé na investir Thiès. jëm si Amadou yaa ngi koy wax ci reportage bi. pelouse Lat Dior reverdure defaraat nañ ko. defaraat nañ tunnel bu baax a baax a baax. xam nga comme chaque fois moo ñu teewal fa Lat Dior Thiès dimanche chaque fois. démb moo foon moo def reportage TSC ak seen excellence donc loolu moom. mais nag gis nga. pelouse bi. xaalis sénégalais yi la ñu koy fayee. nañ changé entrepreneur. parce que yow mënoo chaque jour nga liggéey pelouse ay weer 6 mois bu ne. état Sénégal génnewaat ay millions yu millions defaat ko si pelouse loolu du yoon. nañu wax dëgg. waaw nañu wax dëgg nag benn nit rek bëgg a lekk xaalis chaque jour yaa ngi jël xaalisu Sénégal rek loolu mu du yoon. il faut ñu jël nit koo xam ne au moins. ñu def appel d'offre. mais jël benn nit benn entrepreneur rek di ko jox ay marché yi dara du baax. suñu xaalis di dem si moom guddeeg bëccëg loolu yenul maanaam nañu waxante dëgg. nañu ut beneen entrepreneur yeneen entrepreneur am na xale yu daan football ñoom Salif Diao ngi nii dañuy defar ay pelouse Racine Kane ñooñu ñeneen a ngi defar ay pelouse mais nañ jël ñeneen ñu essayé ñeneen. mais benn koo xam ne chaque jour yow kese at bi yëpp di ko defar ñeenti yoon wala juróomi yoon amul garantie amul dara. di lekk xaalisu Sénégal loolu fu ñu nekk. du yoon kon El Hadj Malick def naa fi mu nekk émission bi. suñu temps d'antenne. waaw jeex na léegi ñu maa ngi leen di gërëm di leen sant. di gërëm it bureau amateur bi ma nekkal. parce que ñun tey mën naa ne man maa leen fi teewal. ñoom tam maa ngi leen di gërëm it Diène Diouf parce que moom it ci wàllu arbitre yi. mu ngi ci def lu nekk. ak Saliou Diouf. ak ñoom nga xam ne ñoom tey ñoo nekk lutte traditionnelle bi. donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm amateur yi di gërëm bureau bi di gërëm ñëpp. di gërëm suñu bàyyi ñoom góor gi Ibra Diop. ñoom Saliou Seck bëgg jàmm. ak góor gi Mamadou Sarr. ak Mbaye Thiam ak Mbaye Ndoye Wakaam xam nga Maam Ngor Fall bu Pàkk Lambaay parce que pàkk yi ñoom ñooy amateurs yi. ñoom tam maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ak Mouride Gueye di gërëm képp koo xam ne daal vraiment amateuru làmb ga di gërëm tamit président Idi Thiam waa Inakwa seen làmb ji teranga gi ñu teralee amateurs yi ñoom tam maa ngi leen di gërëm di leen sant ak di gërëm tamit xale yi nga xam ne ñoo organisé ba décoré ñu. waaw ba décoré ñu waa jeunes commerçants yu Thiès donc ñu ngi leen di félicité di leen gërëm di leen encouragé di gërëm it waa Jëppal bi nga xam ne fa laa jógee ñoom dañ leen di déglu yéen chaque jour donc ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf mais ñuy fàttali rek El Hadj Malick ni sunu xarit animatrice bi nekk fii di Tata Ndeye Mboup yaayam dafa gaañu. ndeysaan ñu ngi ko koy jaale bu baax. ñu koy jaale ndax moom nit ku baax la. sarasi nag ëllëg la. su defee ci boppam ñu ngi koy jaale ak ñi nga xam ne tamit ñooy déglu émission bi nga xam ni daf koy def chaque dimanche soir Tata Ndeye Mboup kon mbokk auditeurs yi émission bi fii lañ koy yemale incha allah.